Akhlou Brick la woon néegu góor 1 million de vues en seulement 3 semaines c'est vraiment top xam nga waa hip hop bi nag moom dañoo kii seen yëpp a kii. ni ñu koy waxee te ñoom tey yëpp dafa xaat koor. amuñu caaxaan. moo taxit. ñu ngi kii. ñu ngi non dañoo xew nag temps yi ak ni mu demee nii game beeg yooyu ne nii moom ñoo fi ne. ku nekk yaa ngi wane sa bopp. ñoo fi ne ils sont jeunes ils font. ils ont du talent choses ils ont du talent te loolu la aar bi soxla nay suusee fépp rek moom kay bu ñu xeex. bu ñu jamante bu ñu def dara mais yenn saa yi dañu clashante. actually it's entertainment comme buzz kii la ni ñu koy waxee showbiz la. showbiz lu nekk showbiz demee ba slag rek den dootatu nekkatul biz. so exactly so it's baax na xale yi di def ni ku nekk xam foo féetee tamit. waaye ku nekk xam nga sa nijaay ak sa bàjjan ak sa tonton. bu sonn ku wét xam ki la mën 1 million de vues en seulement 3 semaines. waa Akhlou Brick ci seen son bi nga xamante ne moom moo di néegu góor di ci wax ay non seulement ay affaires yu am solo mais également ay sound yu neex ay beat yu toj donc loolu daal la ñu bëgg mi ngi noonu dinañu ñëwaat ci yeneen clip xam naa ni ci kanam tuuti lay doon durant émission yeewu leen bu tey ci suba gi Ndiaye ñu mën nañ dem ci wér-gu yaram wala ñu dem ci tàggat yaram. non nañ dem ci mbirum kii bi. santé bi ba pare mbirum santé bi fi mu ne nii moo gën a soxal nit ñi. moo gën a waaw moo gën a soxal nit ñi santé avant tout. la santé avant tout balaa nga ne naam dañ fay ne c'est important et on le disait tout à l'heure tey le début de campagne de vaccination contre le coronavirus fii ci Sénégal ñu wax nag ni lu ci bëri xëj na nit ñi am nañu quelques jiixi jaaxa ak yu mel noonu mais terewul kilifa yi ñu ngi def seen kéem kattan ngir dalal xelu non seulement askan wi mais itamit ñëw ci anal yëf yi di demee mën nañu xëj na balaa ñuy ñëw ci waxtaan bi xool élément bu fàtki ne dem Apulaay on se retrouve juste après. boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom daañu leen ñàkk ngir ñu mucc ci mbas mi fileeg njeexitalu atum 2021 ñooñe nag ñu jàpp ni sax ne ñoom la ñu war a njëkk taxawu. mooy personnel de santé ñi xamante ne ñoom ñooy nekk ak feebar bi bés bu jot mais aussi ñi xamante ne dafa am feebar yeneen yu ñuy dundaaleel ba bu leen virus bu duggee dana leen gën a sonal. am na ñeneen ñoo xamante ne tam prioritaire lañ mooy am 60 ans et plus bon donc ñooñu ñooy la cible prioritaire. juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi ba yi fi tàmbale ba tey ci Sénégal yëf yi nag di gën di yokk ñu ne kat ñàkk bi képp mooy saafara si. xeex bi nag am na étape boo xamante ne étape bu am solo la boo xamante ne réewu àdduna bi yépp ku si nekk yaa ngi jéem pour taxaw si. mooy vaccination bi la ñuy wax ñàkk parce que spécialiste yëpp dajaleen ne ñàkk bi mooy tax mbir mi ñu mën koo arrêté. comité de suivi bi di toppatoo lépp lu soxal wàllug ñàkk yi nag teg nañu ko ci anam yu leer naññi ñu ne nag lépp lu ñuy def dafay leer. doon nañu respecter le principe de l'équité et de la transparence moo tax commission technique ñi ngi liggéey mais dañuy teg benn kuréel boo xamante ne au niveau national la. lenn lañ leen dénk moo ñuy saytu di xool ndax mbiru vaccination bi mu ngi koy dérouler si ni mu waree respecte ñaari principe yooyu mooy équité ak transparence yeneeni dose ñeel nag ñàkku mbas mi ñi ngi koy xaar ci ay bis yi ñu dëgmal ci jamono jooju Sénégal di def kéemtalaay kàttanam fas yéene nag bokk ci juróom-ñaari réew yi nga xamante ne nii daañu door ñàkk bi ci juróom fukk ak ñeent yi ne ci Afrique. mi ngoog campagne de vaccination bi tey lay démarrer. wax na dëgg ni mu jeexee la ñuy démarrer ndaxte Sénégal bokk na ci actuellement nii bu campagne bi démarrer ba nit ñi commencé vacciné wu ci juróom-ñaari dëkk yi ci tund Afrique boo xamante ni 54 pays yëpp ku nekk nekk ci wutum vaccin yi Sénégal bokk ci 7 pays yi nga xamante ni ñoo ci fas yéene dugg loolu lu am solo la mais campagne bu nga xamante ni répartir nañ ko région bu ci nekk la nga war a am lu nekk lu am solo wax nañ ci ñëwoon nañ 200 000 vaccins yoo xamante ni dañ koy tas ñan ñooy priorité personnes âgées yi ñi nga xamante ni aussi ñooy exposé mooy médecins yeeg yooyu loolu nekk na lu am solo te gis naa communication bi am na solo tamit ndax lii ñu ciy def nii di fi fësal ci Sénégalais yi di ko gën a comprendre te xam ni lii pour ñun la suñu wér-gu-yaram la nekk na loo xamante ni lu am solo te ñëpp a ngi ko ci gis naa ni niñ ci demandoo nii nekk na lu am solo loo xamante ni dina soxal population bi. effectivement campagne bi moom li ci gën a am solo dina ci bokk communication bu jaar yoon quand même il faut le dire
pour gën a xëj na dalal xelu ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a vacciné wu. message bu commencé di jàll ci réseaux sociaux yi gis naa ko ci WhatsApp bi avec le professeur Seydi ñu jàpp ne ñoom jàng nañ fi ñu war a jànge doomi réew mi lañ c'est des personnes engagées donc suñu demee ba ne vaccin bi ñëw baax na ci population bi dañ leen war a def entièrement confiance ma li may faral di wax nation day toll foo xamante ne ñun ñoo mën a sàmm suñu ëllëg li koy sàmm nag mooy ñu ànd def confiance ñu ñu diite xam ne ñoom ay sénégalais lañ comme ñun duñu def mukk loo xam ne lu ñuy lor lañ donc jàpp nañ ne seetlu nañ ko càmbar nañ ko ba nga xam ne tey je pense que war nañoo mën a commencer vaccin bi et comme tu dis commencé nañ ko répartir et des voix comme professeur Seydi comme tant d'autres suñu demee boo et même le ministre de la santé donc je pense que jot na ñëpp taxaw booloo commencer vaccin bi def ko ni mu waree ñuy ñaan nag yeneen loo yi gaaw a ñëw bu baax a baax xam nañ ne ba ñu mën cee jot parce que 200 000 nee nañ d'ici 2022 ku ko bëgg dinañ la vacciner mu fekk ci sa coobare loolu tamit nekk na am solo leneen li mooy ni mu demee su may wax sànq ba tey communication bi mooy ni mu demee depuis le début bi président de la république ànd ak njabootam ak ministres yi dem jëli ji vaccin yi nga gis ko image yëpp ñu ngi fësal ko bu ñu yegsee ba ci di ñoom ministre bi ak président bi joxe ci yéy ci yàbbi maanaam joxe ci seen xalaat mais bu desee li nga xamante ni mooy nag li gën a mooy pratique bi li nga xamante ni moo gën a jublu direct ci askan wi boobu nag dañoo bàyyi spécialiste yi ñu wax effectivement mooy professeur Seydi yi nga gis ñu mi ngi mel ni kilifa ci kër dem duggi dépense ak ñoom seen ak yooyu boo ñëwee parfois doo sax lekk ci lekk gi da ngay bàyyi njaboot gi lekk yow nga dem wuti waat noonu la bon man maa ko gën a résumé noonu rek c'est juste pour faire comprendre que ni ñu ko doxalee nii pour le moment chaîne bi sama xalaat bu gàtt gis naa ni nekk na loo xamante ne lu xel mën a nangu la te nangu accepté nañ ko bon man mbokk nangu naa ko ci niñ ko doxalee gi en tout cas surtout bu may gisee professeur Seydi di ci joxe xalaatam tey suba maa ngi lire sànq ci benn journal mu préciser waat que ni nee na vaccin bi ñu am mooy Sinopharm bi amul scientifiquement kenn ku ci faatu mu leer ndax vaccin bi nga xamante ne moom lañ la def loolu donc c'est bien ñoom ñu koy expliquer ki wax ni vaccin bi fajul day aar sax mu ne ma il faut que ñu nangu ne aussi technologie dafa avancé bu njëkk ba daan nga jël 20 ans 10 ans pour analyser li nga xamante ne mooy vaccin mais léegi wax dëgg yàlla fi ñu toll ci technologie 6 mois 9 mois war na mën a doy pour ñu trouver li nga xam ne mooy ay vaccin yu am solo donc ñu bàyyi leen xel rek te xam ne campagne bi war na mën a commencer. waaw mën nañu appelé xoolaat juste xëy na élément bi nga xamante ne moom mooy jàll mën nañu ko bàyyi ñu xool anam bi ñu répartir vaccin yi dafa mel ni Dakar moo ci ëppale parce que xam nañ ne nag boobu ak léegi fii non seulement fii la population bi gën a bëre mais ñun ñooy épicentre feebar bi app mën nañu xool élément bi s'il te plaît. D'accord donc gis nañ ko ni Doudou 22 320 doses la ñu war a jox waa Dakar. waaw xam nga keroog bu yàggu rek ANSD ñu ngi joxe seen bi ñuy joxe statistique di joxe xayma gi ci dëkk yëpp nga xamante région yëpp doon joxe xayma gi nga xamante ne moo ëmb population du Sénégal donc je pense que depuis début bi tamit gis nga xam nga ni ñun fii population bi fii la ëppee ci Sénégal bi yëpp Dakar la nit ñi gën a concentré wu Dakar parce que économiquement yeneen ak yeneen yi ci topp leneen li mooy Ndakaaru aussi moo nekk épicentre u feebar bi depuis début mars gis nañ ni si yëf yi fii day gën di yokk donc bu ëppalee li nga xamante ni mooy ci dose yi nga xam ne moom la ñu fas yéene jox population bi donc loolu lu war la te gis naa ni li koy expliquer mooy population bi mais surtout ak li nga xamante ni aussi mooy feebar bi depuis dafa mel ni daal ñun ak Thiès ñi nga xam ne ñoo nekk couvre-feu boobu léegi ñun ñoo ci ëppale je pense que Thiès app mën nañ ko xool su ma juumulee am nañ plus de 12 000 ñoom itamit ci dose vaccin yi nga xamante ne moom la ñu andi ñaari régions yi li koy prouvé du ma spécialiste mais li koy prouvé rek ci ay chiffres rek ni nga ko gisee ci lim gi mooy gis nga ñaari ci contexte bi ñu nekk ni ñoom ñaari régions yi ñoo nekk ci couvre-feu depuis lan plus de 2 mois actuellement ñi ngi nekk ci couvre-feu donc di wax ni ñoom ñaari régions yi bokk ci régions yi nga xamante ne ñoom la mbas mi gën a sonal depuis boobu fi duggee 12 580 doses moom la Thiès am Fatick am na lu tolloog 5 280 ci ay doses ban dëkk moo ci topp Kaolack également 6 950 la ñu am ñoom ci dose vaccin yi Kaffrine ñu ne ñaata 4 270 doses de vaccin la ñu jot ci Sinopharm yi jot a ñëw Sénégal Diourbel 10 800 Diourbel tam bari la nañu 10 880 doses parce que aussi daf ci am dëkk yoo xamante ne dafa nekk des villes à forte concentration dafa bëri nit mais également dafa bëri feebar mas mi dana boo ñu waxee xam ne boo waxee Dakar Thiès
ci chiffres yi rek nii ci xayma rek ci ak dégg-dégg région de Diourbel tamit bokk na ci nga xamante ni soxla nañu donc ñoom tamit bu ñu bari les doses yi nga xamante ni ñooy vaccin yi lu jaadu la. Saint-Louis 6343 doses la ñu am. après ñu demaat feneen. beneen région. Tambacounda. 5120 xam naa de ñi doon séddale lii tam. sonnoon nañ ci xalaat bi 6180 doses la ñu am fi nga xamante ni moom moo di Louga 6180 personnes ñoo fa war a vacciné wu. c'est bien. Wow. ñu ngi noonu 4300 donc en fait au fur et à mesure ñuy dem xëy na Apulaay dina mën a wane dëkk bu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa am Ziguinchor 4000 Ziguinchor mel ni nag ñoom cas yi bëriwu fa tam bëriwu waaw dafa mel ni nag moom ci chiffres yi gëj naa seetlu lool seen évolution ci yëf yi xaw ma waaw am na ci dëkk yoo xam ne quand même ñu ngi xam naa ni depuis ñu gagné campagne communication bi ci première vague bi fexe ba vraiment ku nekk ñu conscientiser la ci nañu fexe nu mbas mi bañ a bëree ci réew mi dafa mel ni daf ci am dëkk yoo xam ne booboo léegi c'est vrai waaw dañ ci farlu loolu tamit war nañ ko gën a mën a fësal pourquoi yenn dëkk yi nga xam farlu nañ ci ba yëf yi évolué mu nekk exemple yeneen dëkk yi quoi su ko defee peut-être borom xam-xam yi gën ci mën a wax loolu war nañ ci gën a mën a gëstu pourquoi yenn région yi Ziguinchor bi nga wax baax na Saint-Louis aussi ñi ngi nan la ñuy góorgóorloo ba nga xamante ni ñoom dañoo def auto kii auto couvre-feu. Parce que am na benn reportage bu ñu teg temps yële dañuy wane ne que ñoom à partir de 20h presque ñëpp ñibbi nañ. te pourtant ñun sax couvre-feu dara du ubbeeti waaw ñëpp ñibbi nañ. parce que à un moment donné aussi c'est une question d'intérêt national c'est une question de responsabilité. Voilà ku nekk da ngay xool naka ngay def ba. personal precautions ndaxte kenn bëggut a feebar you know man nag si côté kii bi how to call it vaccination bi. dinaa si ñëw tuuti ndaxte the comedy aspect bi ma siy gis mooy comme nit ñi di ko def affaire faux quoi. di ko def comme da ngay gis yenn fictions yoo xamante ni dañ koy def loo xamante ni is not real affaire vaccination bi leneen la ñuy indi monter ko teg ko jël benn voix def ko léegi man mi nga xamante ne mais bi comprendre ma bu baax wala keneen koo xamante ne benn xale also o benn mag boo xamante ne comprendre bu baax mu gis façon yooyu noonu moom dafay bañ a dem defi li nga xam ne mooy vaccination bi so I think ne as much as ñu ngi for and everything ñu consider ne lii is about health wérgu yaramu nit ki la te ñu gën see bàyyi xel rek another thing tamit ñëpp a ngi naan the president dafa war a moom mu jiite li nga xam ne mooy vaccination moom moo war a njëkk a génn def vaccination bi. mais loolu sa Diouf Sarr wax na ci démb. wax na ci démb parce que mi ngi koy wax effectivement ñu bëri ñu ngi doon wax naan président Macky Sall daf ko war a jiiteeg nangam ak nangam mais ñoom ni ñu waxee mooy lépp lu ñu war a def. pour campagne bi jaar ci yoon bu dee président Macky Sall moo ko war a jiite dina ko jiite donc man tey xam naa ni sa à tout moment war nañoo mën a vacciner président Macky Sall ak vacciner Abdoulaye Diouf Sarr moom xam naa ni man yàkkamti naa maa ngi yàkkamti gis image yu buy jël dose de vaccin am parce que aussi ni ñu koy waxatee dañuy joxe ñoom exemple bi ngir xëj na mën a dalal xelu askan wi ci vaccin yi askan wi daal ñu ngi naan ne ñoom dañuy xaar bu ñëw ñu vacciné woo ba ay 2 semaines 3 semaines amul ñoom dinañ vacciné li nga wax tamit xam nga léegi comme jamono dafa dox science bi dafa gën a dox mais technologie dox ba ñun tamit mu ragalaat ba yegsi ci beneen fànn mooy comme démb li ñu doon wax ci jamono ji nga xamante ni contexte bi parfois dañuy jël ay image changé ko parfois dañuy jël ay vidéo daal di changé mais ñi sunu ñoom yaay yi nga xam ne xamuñu nu ci seen téléphone vidéo bu ñu gis wala lu ñuy partagé lu nekk wala audio bu ñu dégg dañuy yaakaar ne lu am la envoyé ma léegi message ne ma wóolu nga vaccin yi ma ne ko wóoluwuma vaccin yi professeur Seydi laa wóolu parce que gis naa façon de communiquer ak ni mu prudent we ak comment il a été clair si traitement yi quand même c'est des gens yoo xam ne mënuñoo am médecine ba pare ne duñ leen def confiance. Moi en tout cas j'ai entièrement confiance au corps médical. à ce professeur là. nañ ko commencé ñoom rek. oui ba tey rek ñu xoolal ñoom ñooy njëkk. parce que comme ni nga ko waxee corps médical bi la ñuy njëkk a vacciner. parce que ñoom ñoo nekk en contact ak feebar yi. après nag ñu vacciner ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag yi amee feebar yi nga xam ne même bu ñu amul coronavirus. dañu am yeneen feebar donc pour sàmm leen dañ leen di vacciner également
également ñi nga xamante ne ay mag lañu donc la pédagogie par l'exemple ñoom loolu la ñu nar a def tey c'est-à-dire mën nañu vacciner ministre bi. vaccin yàgg na dama dugg benn waxtaan ak benn mag mu muy leeral léegi nii amoon na vaccin yi nga xamante ni yi fi amoon ay jamono yoo xamante ni tant que feebaroo sax pour ñoom vaccin bi baaxul donc da ngay am effet comme ni ñu koy waxee da ngay vacciner nii sa doom yaramam tàng wala muy jooy ñu naan ki ko vacciner la loxoom diis fekk dose waaye tamit xam nga loolu ay xale la wari taximaan bi nee na nga nekk magum jëmm ñu war laa téye naan la dañ lay vacciner mu ne ko ne léegi yow bu vaccination bi ñëwee doo vacciner wu mu ne vaccin amul ay mag a xale mu ne président bi su waree taxaw pour vacciner mun na am sax mu jël vaccin mun na am mu jël piqûre relaxation comme luy relax vaccin suppositoire moo gën a désagréable limite ci feeb ci garab yi te mag sax da koy utiliser faju amul âge c'est-à-dire pour ñu mën a éradiquer feebar bi il faut que ñu wóoluwante il faut que ñu ne ñun ñi ñu jiital du suñu loxonge moo leen fi tax a toog et def confiance am na ñuy wax man en tout cas moi nee naa sama yaay wóolu ma vaccin mais professeur Seydi moom li mu wax wóolu naa ko 100% parce que ay patriotes lañ te wane nañ ko ba pare nag ce qu'il faut savoir am na ñoo xam ne tey coro ñu vacciner leen moo gën ñu bañ leen vacciner parce que y a des diabétiques yoo xam ne wala des hypertendus bis bu leen corona bi duggee da leen di lor c'est fini te bee passé wax nañ ko urgence yi amatul place on a des problèmes d'oxygène donc parfois sooy def choix mieux vaut nga jël bi nga xam ne tey au moins corona moo ngi fi donc naa vacciné wu en attendant parce que man sama wér-gu-yaram et puis je disais la même chose hier Yacine dama ni bu ñu feebaree ñun hôpital la ñuy dem donc médecin yooyu nga xamante ne ñun bu ñu juddoo ba tey ñoom ñoo ñuy faj pourquoi tey ñu war ñu wax ni vaccin bi am na xëj na efficace na à 80% ñun ñu war ci indi ay doute parce que pour des intérêts crypto personnels wala ay intérêts politiques wala leneen ak leneen un Sénégalais toog na fële ne vaccin bi baaxul gis nga tey am na ñoo xamante ne tant que Macky Sall ngi fi lu mu def du baax am na ñoo xamante ne tant que Diouf Sarr ngi fi lu mu def du baax am na ñoo xam ne c'est la personne de Yacine qui les dérange ñeneen ñi Mamadou ñeneen àdduna moo tëddee noonu donc il faut juste ñu dem ci non seulement ak question de bon sens ñu ciy góorgóorlu nag oui bu baax gestion Covid bi ndaxte dem gis nga classement bi kii bi joxe Sénégal 9e ci sur le plan ci Afrique 9e ci Afrique je pense 36e ou sur le plan mondial donc voilà ñi ngi ciy góorgóorlu depuis début bi c'est pas facile ñun ñu nekkee pays tiers monde ñu nekkee ni situation parfois suñu plateau de santé yi dañ koy casse chaque jour ñun fii ñu ngi wax ni li ñu war a mën a jàngat ci Covid bi wala li ñu war a mën a gën a góorgóorlu mooy ñu xool suñu plateau médicaux yi nga xamante ni surtout dañu ko war a gën a mën a renforcer xool bu baax xam ni dëkk yu am pouvoir yi sax yu am doole yi sax dañoo wane seen télé ci jamono ci Covid bi ndax États-Unis gis nañ fi cas yi nga xamante ni bi yëf yi situation yi gën a kii dañoo wane ne ñoom seen système sanitaire am na problème yeneen dëkk yu nekk xam nga ni États-Unis rek la maîtriser moom déggoo mu ne sànq moom sax vaccin bi jógee États-Unis lay xaar war nañu wax lan moo nekk États-Unis non États-Unis nag la maîtriser de non damay jël exemple foofu rek mais c'est juste xam na toujours ñun fii dañu tàmm bu ñuy wax rek toujours di jël pourtant daf may ça me fait mal le fait que ñuy jël exemple yi kii mais toujours voilà mënul ñàkk mais donc toujours nañu gën a ku nekk communication bi nag ñun ñëpp la concerné ñun ñooy war a gën a waxtaan ak taximan yi waxtaan ak ndaxte question de responsabilité maa ngi dégg El Hadj Assane di ko wax sànq ci rajo bi yow mii taximan yi ñoo lay fëkk yow moom yóbbaale yow mii taxawoo taxawaayu kuy vacciné wu non kan man damay xaar samay kilifa rek waaw léegi xaaral ñu xool professeur Seydi li mu wax ci vaccin yi professeur Seydi moom boobu ak léegi mi ngi dalal xel yi non seulement ci feebar bi mais itam ci vaccin yi nga xamante ne agsi na wan nañ leen léegi répartition bi Apulaay mën nañu xool juste ay kàddu professeur Seydi bii di ñëw Sinopharm bi leeralaat ne 28 jours après vaccination nit ñi am nañ anticorps neutralisant yu leen di aar ci étude bi ñu def te publier ko dans 100% des cas donc en principe war na mun a protéger contre les formes sévères dans 100% des cas xëy na nag forme avec les signes cliniques 78-79% peut-être lay protéger mais li ëpp solo mooy nit ñi bañ ci dee kon vaccin bi war nañ ko mun a jël dañ ko war a jël ndax loolu et surtout que amuñ ci événement indésirable bu sévère donc vaccin boo xam c'est bien toléré vaccin boo xam ne aussi ça protège war nañ ko mun a jël bu ci nit ñi am
ñaari xel loolu c'est important ma wax ko beneen bi mooy li tax ñu war a vacciner wu il faut que aussi ñu revenir ci benn principe bi mooy mbooloo la ñu war a gën a jox importance que nit tey sooy vacciner wu c'est pas pour yow xale nga tey mais sooy vacciner wu c'est pour nga fexe ñu am immunité collective bi ñuy wax liée à la vaccination pas immunité collective en laissant circuler le virus qui veut dire en laissant les gens mourir en quelque sorte donc immunité collective boobu suñu xasee am loolu dañuy départ ci dund bu normal. il faut ñu vacciner wu en masse donc lii pour man début bi la war a nekk yaakaar naa ne président dina def lu mun pour que vaccination bi gën a law que résultat yi Israël am ñu mën a am ñu demee noonu kaay wàññeeku ba ñu mën a dundaat ci dund bu normal y a un intérêt personnel da ngay mën a protéger aussi sa vie te ensuite variant yi ñuy ragal wax nga ko sànq vaccination bi suñ ko gaawee def day wàññi risque variant yi sonal na parce que soo vacciné wu ba anticorps yi ñëw sa yaram virus bu ñëw du mun a répliquer wu te su répliquer wul mënul am mutation donc ça nous protège déjà contre ça te ces variants là dina ñëw donc suñu yéexee vacciné bañ a vacciné situation bi mun na ëpp lii kon boog il faut que les gens se vaccinent man maa leen di encourager ñu vacciné wu te gëm naa ne en tout cas man su yegsee si ñuy njëkk a vacciné wu laay bokk mais vaccin li ci gën a am solo et puis li ñu ciy gën a retenir mooy njaay vaccin yi daf ñuy aar en fait c'est-à-dire waxuñu ne boo amee feebar bi boo ko vacciné da ngay wér mooy day faj non mais dafay prévenir et c'est important te jàpp nañ ni itam professeur Seydi c'est une voix autorisée quand même pour mun ñu non seulement indi ay leeral mais dalal suñu xel. waaw non loolu kay moo tax ñuy wax ne ñoom spécialistes yi bu ñu ci yéeyee yàbbi rek leer na ñi comme kii mu wax ne moom professeur Seydi la wóolu ñaata nit ñu mel ne moom ñoo fi nekk depuis début Covid bi nga xamante ni ñoom toujours au devant ñi ngi dugg ci biir ñi ngi sensibiliser ñi ngi ci nekk ñi ngi ci kii combat bi comme ni ñu koy waxee nekk ci yëpp di ci taxaw ba ñëpp ràññee leen mais surtout liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def di ci ànd ak ay ñeneen bari na ci professeur peut-être professeur Seydi moo nekk ci kanam am na yenn professeur Seydi yoo nga xamante ni ñi ngi fi wóolu yëf yi te ñi ngi feeñ di génn di joxe seen xalaat ci ñi ngi ci rajo yi ñi ngi ci télé yi ñi ngi ci bref média yi mais toujours am na nag ñoo xamante ni ñu mel ne ñoom Mamadou Ndiaye nekk ci ginnaaw internet bi nekk ci suuf di wax ay yoo xamante ni kii day jël ay vidéo monter ay affaire yooyu rek ñooñu xaw na mais toujours am na ay moyens yi wane ne toujours xam na du ñu xam mais am na ay moyens yi tax na ni vidéo yi du dëgg message yi ñuy envoyé du dëgg audio yi sax am na yoo xam dañuy changer contexte yi image benn photo dañuy changer contexte yi donc Facebook mi ngi ciy góorgóorlu am na bref réseaux sociaux yi aussi ñu ngi ciy teg ay jéego ngir mbirum vaccin yi képp ku ci wax loo xam ne du dëgg ci saa si doo gisoo temps yi du mu wàññee ko depuis bi ñu ko lancé ba léegi ni ngi wàññee ko gis nga vidéo yi daan circulé ak yooyu ancienne vidéo yi rek la gars yi di jëlaat di ko dugal ci WhatsApp bi mais loolu nag mag ñi duñ ko xam duñu xam ñoom lu ñu jot rek dañ naan lii wóorul nekkate lii la ñuy indil nekkate or du noonu donc ñun nag ñoo gën a renforcer communication bi gën a waxtaan ak ñi nga xamante ne aussi ñooy suñu mag ñi waxtaan ak ndaw ñi population bi gën leen conscientiser ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu mën a encore une fois xeex wax naa ko Covid même bu rayul directement mi ngi ray indirectement même bu fekkee dañ naan dañuy mag ñi la gën a sonal ndaw ñi tamit sonn nañu financièrement amuñu xaalis loolu laa bëgg a wax ni vaccination bi is high time loolu laa bëgg a wax vaccination su fekkee ne dafay faj Covid su fekkee ne dafay protect Covid mu tax ba Covid bi wàññeeku every activities go back to normal man de I will encourage everybody from myself ñu déglu professeur Seydi and then ñu dem vacciné wu mënul awa bu ñu bëggee bokk sax ci monde bi foog ñu vacciné wu parce que qu'on le veuille ou pas directement ou indirectement ñëpp dinañ vacciné wu ndax xam nga ni am nga ay activité bitim réew yoo xam ne bëgg nga bu coronavirus bi jeexee nga dellu ci dëkk yi boo vacciné wul doo dem de nam naa Gambie war faa dem te demoon ca Gambie vacciné wu kan ak Covid ragal kii ci àddina wax na dëgg mooy daw ba raw ci ngóor la bokk xam naa tey moom Mamadou Ndiaye mooy topp point Covid bi tey lépp laa lay sëf bu ci kanamee tuuti dinañu ñëw ci point Covid bi le temps ma bàyyi la na nga soufflé parce que sonn nga ñu soog a ñëwaat ci tàggat yaram xam naa ni mën naa dem quand même ci environnement ak Yacine wax nañ leen ko tey criminalité phonique la ñuy waxtaanee mais man bëgg naa itam ñu wax ci wàllu chasse mais également ci wàllu braconnage xam naa ni man yooyu yëpp yu ma yitteel la waaw yu la yitteel la ay termes yoo xam ne dañ koy utiliser duñu faral di comprendre lan moo tax soo déggee chasse nag mooy koo xam ne am na permis bu koy permettre muy petit chasse
wala permis de grande chasse pour mu koy permettre mu dem ci àll bi rëbb jël utiliser ko soit mu togg ko wala mu xam nu mu koy def wala peut-être loolu nag ay permis la te fii ci Sénégal ministère de l'environnement ak ay département am ñoo koy délivrer waaye li nga xam ne nag mooy criminalité phonique bi nga xam ne jël nañ ko tey comme thème Thioro dafa am benn fait bu am temps yi passé vers le 26 janvier fële ca Tambacounda police u Tambacounda en collaboration ak benn ONG bu ñuy wax Eagle ak li nga xam ne mooy département eaux et forêt ak parcs nationaux am liggéey bu am solo buñ doon def jàpp ay nit ñoo xamante ne dañoo jàpp ci ñoom li nga xam ne ay deru léopard lañ ak 46 su bëñu hippopotame te ku ne xam ne hippopotame bëñam ivoire la dañ koy faral di soxla loolu nag lu ñuy tere la parce que yàlla bi mu sàkkee doomu aadama sàkk ay mala animaux yooyu dafa am ay cër ak ay fonction yoo xam ne dañ koy def ci li nga xamante ne mooy ci environnement bi am na waxtaan nag bu ñu séq ak le chef juridique bu département juridique bu ONG boobule di Eagle mu am lu am solo lu mu ci wax ñu dellu ci plateau bi yaatal ko. Sénégal nag mu ngi nekk fii depuis 2014 ñu ngi lëkkaloo ak ministère de l'environnement et du développement durable di liggéey ak ñaari direction yi la direction des eaux et forêts et la direction des parcs nationaux donc ñu leen di appuyer dans le cadre de la lutte contre la criminalité phonique suñu wax criminalité phonique nag dañuy mooy xeetu ñaawteef yi nga xam ne dañ koy teg ci mala yi suñuy wax mala yi mooy rabu àll yi nga xam ne dañ leen protéger par le code de la chasse et de la protection de la faune ñu xamul criminalité phonique dafa nekk xeetu ñaawteef boo xam ne dafa am ay lënkaloo ak li ñuy wax terrorisme ak li ñuy wax trafic d'armes ak li ñuy wax trafic de drogue dafa am aussi ay conséquences économiques yu bari yoo xam ne da koy indi ñu koy xayma ci lu toll ni ay 20 milliards de dollars par argent sale par année ginnaaw loolu nag lëkkaloo bi nga xam ne Eagle Sénégal am na ko ak ministère de l'environnement notamment avec les eaux et forêts et les parcs nationaux moo taxoon ñu defoon benn jàppandal ak waa police bu Tamba ci arrestation ñett ñoo xam ne dañ leen soupçonné woon ñu nekk di yëngu ci wàllum trafic de faune boobu ñaari opération yi benn bi le 26 la woon janvier benn bi le 28 janvier ñooñu noonu ginnaaw bi nga xam ne yoon def na liggéeyam daan nañ leen ko ci kenn ki daan nañ ko juróom benn weeru kaso yoo xam ne du ko tëdd mooy ki nga xam ne ASP la woon yeneen ñaar ñi kenn ki daan nañ ko ci juróom benn weeru kaso yoo xam ne da koy tëdd muy ki nga xam ne dañ koo jàppoon muy jaay ci wàllum der yi ak ki nga xam ne dañ ko jàppoon ak moom nga xam ne mu ngi doon yore woon fetel bu tuddoo AK-47 ñu koy wax Kalashnikov moom yoon tëdd daanoon na ko ñetti weeru kaso yoo xam ne da koy tëdd. arrestation yi nag bëri na ñu ngi xayma ne ñi nga xam ne jëflante nañ ak ñoom ci yoon 80 personnes ñoo xam ne yoon topp na leen ci wàllum jaayum der yi wala muy ci jaayum ay picc yoo xam ne yoon da koy tere muy ci wàllum jaayum ivoire donc bëri na ay opération yu bëri yoo xam ne dañ koo def aussi bien avec les eaux et forêts qu'avec les parcs nationaux lëkkaloo bi sax dem na ba ñu xaw a liggéey ak ñi nga xam ne dañ leen di wax CAT la cellule aéroportuaire anti-trafic waaw criminalité phonique am na doole bu baax ci biir Sénégal bien vrai que nag ñu bëri dañ koo naatable dañ ko umpale parce que du loo xam ne des fois dañ koy yomb a gis lu bëri nit ñi di ci développer mais loo xam ne mu ngi existe ci biir dëkk bi rawatina ci milieu urbain yi. su ñu waxee criminalité phonique aussi dafa am espèces yoo xam ne suñuy dund la ñuy am valeur exemple les perroquets quand tu prends les perroquets il y a ce qu'on appelle les perroquets ara les ararona les kakatoès les perroquets yuyu du Sénégal les timnés les perroquets gris du Gabon donc c'est des animaux des espèces yoo xam ne suñuy dund la ñuy am valeur par contre am na espèces yoo xam ne su fekkee dañoo dee si la ñuy am valeur quoi muy l'ivoire muy lépo yi nga xam ne moom lañ gën a trafiqué au Sénégal c'est le léopard qui est intégralement protégé mais aussi le lion qui est partiellement protégé à côté aussi dañuy constater également une floraison du trafic des peaux de civet des peaux de serval même su fekkee aussi sur les marchés on trouve les peaux de grands singes les peaux des antilopes notamment les guibes harnachés et les gobes sitatunga.
Yacine. comme ni nga ko gisee Thioro duñ ciy faral nag di bàyyi xel soo gisee damay ñëw ci quelques fonctions am na picc yoo xam ne tey ñoom dañuy taxaw ci désert bi criquet yi war a ñëw ñoom dañ ciy lekk un bon nombre boo xamante ne su ñëwee ni picc yi naroon yàqee tool yi ak agriculture duñ ko def am na picc yoo xam ne ñoom seen rôle dañuy nekk ci ay marigot wala ay dex seen rôle lu mel ne ay microbes yi ñuy wax bilharziose ñoom dañ koy jël di ko lekk pour wàññi ko donc am na benn suñ daan def science naturelle classe Bousier yéen a ngi koy fàttaliku. waaw Bousier Bousier soo ko daan jàng da ngay xam ne Bousier ndekete rôle am ci biir forêt bi mooy day raxas forêt bi parce que moom fépp fu mu fekk gannaaw kër da koy jël def ko bul am fu mu ko làq donc moo daan tax yow nga mën a dox ci forêt bi ba nga xam ne loolu du la dëgg donc ñu xam ne tey ba fi ñu toll ni amul animal bu yàlla sàkk mu nekk ci environnement bi te amul rôle boo xam ne da koy def am na benn étude bu ñu def fan yële ñuy xool li nga xamante ne mooy ay montagne bi ñu defee gëstu bi dañoo gis ne montagne ndekete ay xeetu bactéries ñoo koy maintenir lu doy waar ñoo xam ne dañ ci nekk am ay liggéey yoo xam ne dañ koy am na xeetu microbe yoo xam ne ñoom ñooy sécréter li nga xam ne mooy zinc ñoom rôle yooyu la ñu am donc duñ ko bàyyi xel tubaab soo seetloo dafa fonk li nga xam ne mooy animal parfois da ngay am sa kër benn xaj wala muus wala nga am perroquet mais ñun beaucoup plus en Afrique bàyyiwuñu xel ne animaux yooyu le dañoo am bakkan comme ñun et que dafa am rôle boo xamante ne ñoom moom la ñuy occuper ci àll bi. et que xaj yeeg yooyu ñu am ci kër yi. mais waaw. man sama kër dafa may xaj caabi waaw yow xam nga yow. liñ naan l'exception confirme parfois la règle moo tax animal boo gis rek peut-être science moo demagul ba xam réellement kii lan mooy fonction am ci àllam bi mais am na ci fonction boo xam ne tey wala lu nekk ci animaux bi loo xam ne tey day mën a jariñ li nga xamante ne mooy nit ki léegi nag looloo tax. moom ça veut dire que am ay animaux yenn yi de temps en temps ci kër baax na. non seulement baax na sama kër moom soriwul environnement. soriwul environnement mais damay ñëw ci fi ngeen di denc kii yéen environnementaliste fi ngeen di def animaux yëpp. soriwuñ ko de ñun. comme zoo d'accord da ngeen am yëpp noonu ci biir kër gi. ba vétérinaire baa ngi leen di seet si. waaw vraiment. parce que c'est très très important mu nekk risque boo xam ne tey trafic bi soo déggee nag ñu naan criminalité phonique mooy nga jël benn lu mel ne hippopotame wala lu mel ne éléphant wala lu mel ne perroquet nga jëlee ko Guinée rey ko ñëw bëgg ko jaay Sénégal. parce que ñoom aussi dañuy am quelquefois ay affaires yu leen di composé yoo xam ne day cher. exactement et que day mën a industrie bi daf ko soli soit industrie sac wala fourrure wala ñoom seen léegi nag du moment où yow jël nga animal boobu ci biir àll bi nga rey ko nga jële ko dëkk war ko jaayi beneen dëkk yaa ngi ci li nga xam ne moom la ñuy wax criminalité phonique. léegi nag loolu pourquoi ñu koy pa wax naa ko léegi animaux yi dañoo am solo mais ñoo ngi gis ne ci argent sale wax na ko ci reportage yi 80 millions de dollars ñoo ngi koy naatab ci loo xam ne par an ci argent sale ci trafic yi nga xamante ne mooy criminalité phonique bi moo koy indi donc beneen bi ci topp mooy ñoom ONG bi en rapport avec le ministère de l'environnement gis nañ ne aussi y a des dangers sur le plan de la santé parce que lu mel ni Covid-19 lu mel ni grippe aviaire ñu bëgg wax ci scientifique yaa ngi def ay hypothèses comme quoi ci mala la jóge maanaam ci animal la jóge ñëw ci nit et que pratique yi da koy gën a favoriser parce que nit dina rey benn affaire boo xamante ne amoon na ko traitement bi ci warul am mu ñëw dugal ko ci milieu urbain bi parce que quoi qu'on puisse dire wax na ko ci reportage bi du ci àll bi la ñuy jaayee lii c'est dans les villes ngay ñëw fekk ivoire yi fekk deru affaire yi fekk yenn sorte de viande yi xewoon na fi amoon na ci yu bari tu as vu mais léegi li tax sax mu gën a wàññeeku Chine dañoo wàññi trafic chinois yi ñoo daan bokk ci ñiy gën a jënd ivoire yooyu le donc soo ñëwee ci milieu urbain yi fa nga koy fekk donc mën nga jëlee benn maladie lu mel ni Covid-19 ci àll bi mu nekk ci benn animal même ñoom jàpp mala yi di leen rey ils sont pas à l'abri. ils sont pas à l'abri donc loolu soo gisee sax ci rapport bu ONG bi mooy nekk premier risque yi nga xam ne dinañ ko gis maanaam ay xeetu jàngoro yoo xam ne dañ koy faral di gis ci mala yi xamewuñu ko woon ci nit trafic bu mel nii dina koy faral di indi donc ñu wax
wax ne fii ci Sénégal lu mel ne code SAS da koy régir ñi ñu jot a jàpp fële le 26 janvier tëj nañ ci kenn ki 6 mois ferme ak amende bu bëri keneen ki 3 mois donc ñu gën a bàyyi xel ne su fekkee ne yow chasse moo la tax a jóg mën nga am sa permis fële di ministère de l'environnement. Braconnage nag dinañ koy faral di dégg mooy chasse illégale maanaam amoo permis nga dugg ci àll bi rey waaw loolu waaw rëbb loolu braconnage la parce que amoo permis bi rëbbkat bi exactement am na ñoo xam ne aussi pour des phénomènes culturels moo tax ñu koy gën di soxla di ko jëfandikoo donc bu Yacine pare ñu teg ko lan la way la rëbbkat bi wéy la bu neex yow ku ko way Amath Samb lu yàgg na man sax bébé est-ce que juddu woon naa coro tamit nag mais comme xale mag laa mag a ko yar baadu donc ñu gën ci bàyyi xel li may faral di wax alam bi dañ ko war a protéger nañu bàyyi xel mala yi donc ñoom ñoo ngi def liggéey bu am solo aussi di féliciter le ministère de l'environnement parce que j'ai été agréablement surprise ci yi nga xam ne ñoo ngi koy def daaw rek am na 20 perroquets yoo xam ne jàpp nañ leen fële ca aéroport perroquets yu cher yoo xam ne tey peut-être suñ leen bàyyi woon ci àll bi protéger leen dinañ am importance bu am solo. mais nag ñun ñuy yar ay pigeon wak ay yooyu ñun defuñu braconnage. non loolu am na vente légale. loolu maanaam da nga ko jël lii mooy nga jël. damay leerlu rek damay bañ sama papa am problème de ndax lu ne la indi ci këram man foog ma ñëw seen kër sax il faut ma def fa émission xool tuuti. golo yeeg lu ne kay damay bañ mu am problème damay leerlu rek def fa benn émission àllam bi mais wax na ko aussi am na animaux yoo xamante ne suñuy dund la ñu ëpp valeur que suñu deewee am yoo xam ne suñu deewee parce que peau bi la ñu soxla si ñoom mais ñu gën ci bàyyi xel rek te protéger àllam bi ñu def ko suñu mbir ñun ñëpp. ñu nag ñoom awa nag comme dañoo bëgg ndawal foog ñu vérifier yàpp yi ñuy lekk. exactement ndax yenn saa yi nit reen di fas wala ñu reen di leneen. mais loo wax awa. génne ndawal bi. ok dëgg la jaay ko ñu jënd ko lekk ñun boo demee lekk nañ sax yàpp muus. kan man mii man ba el xeeru sileeb bu nooy bi rek. man mii gaa bu xeeru sileeb ma doon béy wala xar rek. yàpp nag sax sawaru ba si. béy wala xar. man danay ndawal rek. non am na solo te loolu yëpp dafa am système yu mel ni protection faune protection sas mooy waral tey suñu demee Seras wala feneen jënd fa ndawal suñu xel mën a dal. mais ñu bàyyi ci xel parce que dañuy def tampon bu bleu bi. exactement xam nga sooy wax fii malade parfois sax ñu ree la. talking of Seras comme yow mi def environment yaa ngi wax si mala comme environment Seras bi nu mu mel noonu loolu est-ce que healthy na pour xar yi ak béy yi fa nekk ak ganaar yi. waaw y a des équipes scientifiques xam nga li gën a important. environment bi gis nga nu mu mel comme nu mu tilimee. you know ndox yi fekk na foofu aussi li muy accueillir ci xar par bi ak yooyu dafa set. waaw loolu it's healthy wér na pour. mais xam nga foofu bu ñuy dund lañ fay nekk bu ñu leen rendee par exemple gis nga fi ñuy feesee xëj na laalewul torop ak ba pare li fay dugg ci mala la exactement et derrière ce qu'il faut savoir c'est tout un système derrière xam nga tey kii bi mala bi dañ koy identifier su dee nag la wala xar vétérinaire yi quand même fii Sénégal mën nañ sant yàlla parce que lépp loo xamante ne lu bëgg a dugg ci système bi la sax am na dëkk yoo xam ne di nga lekk façon viande te doo xam sax fu mu jógee doo xam mais fii tout est tracé il suffit juste de quelques jours ñu xam ne yàpp mbaam dugg na ci biir système bi te waruñu ko woon lekk génne ko quand même on a un système qui fait un boobu la mais damay faral di wax coro sooy wax fii Sénégal affaire mala wala animaux dañ lay reetaan mais dinaa ñëwaat ci mala yi dinaa indiwaat picc bi ma indi woon il y a 3 ans mala bu ci nekk rek am na fonction bu am solo bu muy apporter donc ñu bàyyi leen xel sama classe gi de moom vraiment daf ñuy intéressé ba nga xam ni parce que dañoo màgg ci gis ay façon mala bu ne suñu kër jikku da nga koy bëgg ba ça t'intéresse tu as tout le temps envie de xam naka laay def ba sama lapin bi du dee naka laay def ba sama pigeon bi lii c'est important ba nga xam ni foog ma yóbbu la suñu kër ba bee faa uuf lapin yi uufal la ko foog ma def fa benn numéro yi mën nañ xool Apulaay est-ce que doo ñu may rëbbkat bi ma remercier ko Yacine quand même parce que rubrique bi amaat na solo tey comme tous les matins Apulaay nee na dans quelques minutes dina la tegal rëbbkat comme yow xamoo woy boobu yow xam nga ko non xamoo xamuñu ko Mag Ndiaye ko xam ñun ay magum lañ mais yow man maa la mag how come nga xam loolu en aadama man damay dañu seetaan ay màgget waat ba tey damay xool émission yu yàgg di seetaan ay rétro YouTube man par exemple li ma xam ci woyu Youssou Ndour Thione Seck yu yàgg xaw ma ko ci Youssou Ndour yu bees yi man mag laa di awa mag la ci âge ci mag la duma mag ci âge waaye mag laa ci joxalin wallaay xalaat mag nga coro
bilaay mag nga. mag laa bu ma la tagalee rëbbkat bi di nga xam ni mag laa. rëbbkat bi mën na am ma xam the sound. non di nga ko xam di nga xam sound di nga ko dégg parce que loolu dafa buzzoon comme ni buzz mel nii. la rëbbkat meloon ci boobu jamono. tu ko wéy ay été di ko teg ay 18 heures Amath Samba ko wéy. apu pare na. mi ngi koy wàcce. apu mi ngi wàccee woy bi ndax yéen nag di ngeen maa war a bëggal tey ndax découverte ngeen di def. waaw découverte bu mag. yow yaa foo nekkoon ba xamoo rëbbkat bi. non di nga ko xam dina ko xam. mais moo tax xam nga comme des fois nga wax ay tour ak yooyu. si c'est que c'est important aussi man malheureusement j'ai pas eu la chance doon dund ak sama maam sama yaay moo ñu gën a yar mais comme tu dis ñi nga xam ne am nañ chance màggandoo ak seeni maam dañuy xam yu bëri man maa fop maay sama maamu bopp. mais c'est vrai en plus tu sais j'ai une petite sœur elle s'appelle Fama ma koy coucou de passage. ñun ñoo ko mag mais gis nga li mu xam elle est machallah cultivée et c'est bien parfois ngay dem di gëstu di wér man nag peut-être comme environnement bi moo ma gën a. Sophie nag mag la Sophie yow xam nga rëbbkat bi. bañ a xam ñëw. rëbbkat la moom. mais boo leen déggee si musique moom mii rëbbkat la bu ngeen déggee son bi di ngeen ko war a xam. moom mii rëbbkat la. moom Sophie awa nag yow ñàkkul loo xamal Sophie ndax sonal nga ko. tey nee na ma awa dama lay dóor samedi fi nga toog nga ne man comme beñe tey maa ngi ko daan rëbbkat nee na ma nii. wax nga ko lu rëy samedi. dëgg la. Sophie ngi noonu Sophie star la donc en attendant Apulaay di ñëw ci rëbbkat bi est-ce que duñu xool woman of the week. ayca soo rëbbkat baa ngi nii. ñëw. Yacine. Non, lutte contre les méfaits sur l'environnement yàgg na parce que même Mamadou moo ngi naan Youssou way na ko. Youssou xam nga way na lépp nag. waaw Youssou bàyyiwul dara donc dañuy répété waat di rappeler rek artistes yi yàgg nañoo engagé di ci wax nañu moytu bu baax daal li nga xam ne mooy braconnage bi ak trafic bi parce que surtout maladie yi surtout yi nga xamante ne ñoo ngi ci ñoom loolu mën ko indi mu indi tey yu bëri lu mel ni grippe aviaire looloo ko indi te gis ngeen conséquences yi mu def si àdduna Covid bi aussi ñoo ngi ko indi donc ñu
bàyyi ci xel bu baax gën a sàmm suñu alam bi ndax ni ko yàlla sàkke xam na lu tax mu sàkk ko xam na mission yi ñu ko war a doxal te suñ leen faagaagee rek dindi mission yooyu coro ba mardi prochain wala mercredi inchallah. D'accord, inchallah. En tout cas la semaine prochaine pour beneen rubrique environnement c'est tellement important ba nga xam ni ndax dafa bokk quand même ci suñu live te bokk na itam ci li nga xamante ne moom moo ñuy aar ak yu mel noonu donc présence su Yacine dafay wéy di am solo ci plateau bu Yeewu Leen. Mamadou, on parlait tout à l'heure de cette campagne de vaccination qui a démarré ce matin. La pédagogie par l'exemple. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr s'est fait vacciner tout à l'heure. waaw loolu c'est une très belle image déjà diffusée sur les réseaux sociaux déjà disponible aussi sur internet lii nag en temps réel gis naa gars yi di ko commencer partager ci ñu am jëlee ko fële ci compte Twitter bu waa Leral mu nekk image bi nga xamante ni lii sénégalais yi war nañ ko gis que ni ñoom jiiti ci boppam ñu jiitu ci combat bi dafa nekk lu am solo ndaxte lii dina permettre ñi nga xamante ni mooy suñu ñi ngi xaw a bañ ci mbirum vaccin beeg yooyu te xam ne lii du ay caaxaan nii bu ñu demee ba autorités yi ñoom seen bopp comme ni lépp rek responsabilité yu ñu am ay njaboot bañ a gi ñaan yàlla gudd fan ak leneen xalaatuñu leneen ak leneen lu ay effets secondaires di leen topp ci vaccin bi ñu def ko devant tous les Sénégalais devant les caméras mu nekk lu am solo loo xamante ni c'est une très belle image gis naa ni lii moom am nekk na loo xamante ni lu ñu war a gën a mën a fésal ci jamono ji ñu toog ndaxte Covid bi wax nañ ko ba mu fi duggee ba léegi ñaata plus de 800 et quelques morts faat ñu bari mag ñu sonn ci lool ku nekk rek xam ne ni même bu Covid sax reyul fan yii ni wala ci ñetti weer wala ñeenti weer yi wala ba mu fi duggee ba léegi dëcc dafa gën a yokk des ñu defoon nañ fi ay reportage dem ci cimetière yi ñi nga xamante ne sax ñooy gardien cimetière yi fësal nañ ni ñoom yëf yi dafa gën di yokk te loolu mënuñu ko bañ a wax constat la bu ñu fi def du rek mën nañu wax ni du Covid moo leen di rey mais sax indirectement peut-être mën na leen rey ndaxte nit ki nga xamante ni par exemple ñi waroon di fajo feneen ak feneen mënatuñu woon dem à un certain moment ñi nga xamante ni aussi dañoo amoon ay yeneen feebar yoo xam ne sax du Covid mu amatuñu woon possibilité dem ci hôpitaux yi ndax wala bu ñu demee yi tamit duñ sax ñemee ko ak yooyu wala dañ doon toog seen kër yi ba seen feebar gën a yokk ñu génn ñuy doog a dem fekk c'était trop tard donc lii moom nekk na image bi nga xamante ni lu ñu war a gën a mën a fësal la Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé ñu gis ko mu devant les caméras mu def li nga xamante ni mooy su ma sañoon heure bi wallaahi day fekk ma vacciné wu. moom dafay mel ni waa personnel de santé. man bu ma sañoon fi mu ne ci personnel de santé bi laay bokk parce que dama bokk daal ci ñi gëm ni. actuellement yow da nga ci bokkoon bu yàgg sax. waaw dama ci bokkoon léegi dama gën a bokk officialize. vraiment xam nga nag Diouf Sarr nii war na maa woo gërëmay ma benn dose vaccin ma gërëm ma vacciné wu man damaa am asthme àdduna wóorul. te en plus ba fi Covid nekkee ba léegi nag vraiment coro yaa ngi ci liggéey nga ci bokk ci liggéey bu am solo. part of the health team yéen dee leen may waxal sama yu baax nag. may ma dose vaccin officialize rek. maa ne kuy jiitu moom El Hadj Assane ci lay bokk. waaye yow tamit di nga topp ci ginnaaw El Hadj Assane de xam naa bu El Hadj Assane jàllee Fatou Kiné dem jàll maa ciy topp. mais yow sax à un certain moment coro du dara mais bàyyi woon nga mais ñii bàyyiwuñu mais à un certain moment relâchement ba mu amee. waaw man waaw c'est normal. elle a toujours été constante. non en fait li may wax j'ai toujours été xëy na yenn saa yi nag sama comportement ma am relâchement c'est normal yenn saa yi ma ñëw ni ko njaay rek parce que bàyyi ñu ngay câlin munoo man de kenn lay xaar ma ànd ak moom si dem vacciné wu. muy kan tonton Mbaye Garmi. incha allah yaa ngi dugg. dina vacciné wu nag bés buy dem vacciné wu. man Awa Gaye woowaale ma ànd ak yow. pourtant nag moom nag pare na pour lii dal na vacciner xel nag de en tout cas lii dal na xel. li may faral di wax gis nga mën nañu attaquer politiquement lu ne mën nañu ko def man nangu na ne langue politique bi lu la neex def mais day arrivé benn moment. voilà mi ngi exactement c'est des images fortes vraiment. C'est des images même qui donnent de l'émotion parce que lii mooy wane ne man mat naa jiit. waaw mbir ñëw na. yéen balaa ngeen cee laaj man. xam ngeen ne en temps normal Diouf Sarr du summi chemise am di wane ay yaram. vraiment non en fait c'est pour dire que foofu la jamono toll. non foofu la àdduna toll à un moment donné il faut taire les querelles. exactement bàyyi lépp loo xamante ne yëf yi bopp la te ñu woo li nga xam ne moom moo di patriotisme bi nekk ci ñun. parce que c'est une question d'intérêt national je le dis tout le temps. bien sûr dañuy faral di wax un peuple un but une foi. Aujourd'hui suñu seul but c'est d'éradiquer le Covid parce que quoi qu'on puisse dire les chiffres parlent de 800 morts mais li ñuy dis ci décès ni mu bëree te duñ ko affilier au Covid y en a qui disent que kenn du ko déclarer da ngay feebar toog sa kër donc
c'est une réalité nee naa léegi amatul ay est-ce que ou pas parce que ku ci nekk peut-être xam nga koo xam ne jot na ko am kii jot na ko am ba wér ci kii jot na ko am ba ñàkk ci bakkanam et ça c'est des images fortes na ma ne dañuy il faut se faire confiance mënuñoo def confiance jiital ay nit jàng durant des années médecine nekk ay pères de famille nekk ay sénégalais comme ñun et la communication du professeur Seydi foog ñu bàyyi ci xel parce que day wane ne vaccin bi ñu indi lu ñu segg la parce que su ne en tout cas vaccin bi di Sinopharma daf ko préciser bokk na vaccin yi gën a baax ci la bokk maanaam di suñu ci yaa ngi koy wax sànq coro boobu ba tey mu am sax ku ci décédé donc ce qui veut dire que am na benn tri boo xam ne def nañ ko am na benn sélection de qualité boo xam ne def nañ ko et certainement il y a même eu peut-être des tests avant ñuy commander un nombre aussi important parce que 200 000 vaccins aussi quand même tuutiwul donc avant ñuy jël xaalis di ko dugal si lu mel noonu quand même je pense que ils ont bien réfléchi te lii wax dëgg yàlla en tout cas man doy na ma et que ñuy wax rek ne képp koo xam ne tey personne âgée nga nekk ci kër yi ñi nga xam ne dañoo feebar amee diabète hypotension hypertension Covid bi baaxu ci ñoom donc nañu jóg dem bénéficier aussi vaccin yi ndax Covid bi li mu yàq bëri na économiquement parlant émotionnellement parlant kenn mënatul sax dem dëj man j'ai une amie d'enfance papaam décédé dimanche mais ba nii sax pour nga mën a dem ci rassemblement yi parce que da nga naan mënoo toog ci télé di sensibiliser ba pare naan da ngay def le contraire donc Covid bi daal jaxase na yëpp comme autorités yi nag taxaw nañ ci nii nañ ci dem en tout cas man professeur Seydi ma rassure mais image yi dañ naan weddi gis nga bokk ci ñi war a vacciner wu daal nañu dem vacciner te xam ne Sénégal benn bopp la du ñaar et voilà. Il faut rappeler que les ministres les directeurs d'hôpitaux ak médecins yi dinañu jël seen ay vaccin tey donc ñoom bu ñu vacciner woo ba pare surtout médecins yi ñoom nga xam ne ñoom ñoo war a vacciner askan wi bu ñu vacciner woo xëy na bu ñu jëlee journée tey bi vacciner leen même bu ñu vacciner wul ñëpp à coup sûr dinañu vacciner une très grande partie ci ñoom. on a précisé que ñaari yoon la rek. waaw dañuy njëkk a ñëw def après 15 jours après ñu dolli baat beneen. waaw am na fàttali ne nee na am na bu tudd Johnson bi ñaari la ñuy booleandoo rek piqûre la ko doon benn bi est-ce que bii ci mais baatu bu Johnson bi comme suñu vaccin yi njëkk yi. waaw mën naa ne man daal lu ñu ciy def rek te mu gaaw te mën a tax ñu mucc ci coronavirus bi quand même man moom je suis partante. donc en tout cas lépp loo xamante ne xibaar la ñeel coronavirus boobu de ak campagne de vaccination bi on le répète qui a démarré ce matin à Dakar le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr qui vient de se faire vacciner l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye également jël na moom itamit dose vaccin wam léegi nii directeur d'hôpitaux yi ak médecins yi tey tout au long de cette journée ils vont se faire vacciner ñoom itamit laata nag parce que ñoom ñoo war a jël en charge ñi nekk ci askan wi ngir vacciner leen en tout cas lépp luy xibaar bu ci tukkee dinañ leen ko dégtal ci kanam tuuti dinañ ñëwaat ci tàkkat yaram ci kanam tuuti ak Mamadou Ndiaye mais en attendant mën nañu ànd ak Awa Gaye xooli Woman of the Week Awa moom vaccin bi dafa mel lu ko traumatisé tey nee na may mën a jiite la dem xooli moom nag entrepreneur la entrepreneur la naa may mun a jiite di doomi waa Ziguinchor ñëw Sénégal fii nii def li nga xam ne mooy université fii nii mu toog fii Dakar fii nii raada ba am li nga xam ne mooy société boppam dañuy dem seeti interview bi nga xamante ni am nañ ko ak doomi Sédhiou boobu noonu suñ dellu see ñu gën a yaatal. may mun a jiite ndaw la boo xamante ne actuellement jeune entrepreneur la di directrice su agence su Lifecom depuis ma nekk ndaw dama mës a bëgg di gérer samay mbiru bopp voilà donc loolu moom dafa di loo xamante ne mi ngi woon ci man ma di ko jëfee tamit parce que dama teeloon sa bokk ci ay association ak affaire yu bëri ça m'a vraiment permis tey ji peut-être ma toll fi nga xamante ne foofu laa toll ci wàllum politique tey ji sama taxawaay mooy damay def sama kentu laay kàttan ba nga xam ne étudiant bu nekk ci position sociale des fois mu am problème pour loger ak yooyu dañuy dem waxtaan ak suñu waa parti pour ñu xool nu ñu leen di jéemee aider ci seeni logement ak yooyu côté social tamit de temps en temps dañu leen di appuyer xam nga jënd jox leen ay ticket resto ak yooyu ba ma doon ñëw des fois sama yaay dafa may wax ay kàddu yoo xam ne ba léegi su ma toogee dafay des ci man danaan ma fexeel ba bu ñu lay yakkal ci gaalu xaj fexeel
ba bu ci lekk et puis rappelle-toi toujours que tu as laissé des kilomètres derrière pour dem uti xam-xam wala pour dem uti leneen donc na nga bàyyi xel ci ñi nekk ci ginnaaw à chaque fois loolu dafay revenir ci sama bopp moo tax lu ma doon def benn rek dama koy gën a multiplier loolu moom moo may force boo xamante ne dinaa mën a gën a avancer ci samay mbir. bi may commencer entreprendre 2017 j'ai commencé avec 0 franc maanaam ci dara. Facebook moo ma lancé ma créé fa page agence Livecom bi agence de communication bi comme dama am ay amis yu bari ma defoon nag benn vidéo pour expliquer service yi nga xamante ne moom laay offrir ci agence bi ma ko dugalee mu am ay vues yu bari nit ñi commencé nag di ma woo nànk di ma naan defaral ñu carte de visite defaral ñu t-shirt defal ñu lii donc petit à petit noonu laa démarré effectivement du lu yomb dama doon def sous-traitance c'est-à-dire dama ci amoon stratégie quand même dama demoon gis ay imprimerie yu mag ma waxtaan ak ñoom ne leen man jeune entrepreneur la damay soog a jóg amaguma financement aw ma dara donc bëggoon naa collaborer ak yéen may dem di am ut ay marché su ma ñëwee ngeen defal ma ko à un prix accessible boo xamante ni dinaa ci mën a am tuuti bénéfice donc ñu d'accordoon ci loolu noonu laa doon def su ma amee marché ma dem sous-traité ji ko ci imprimerie yu mag yi petit à petit ba ma commencé am tuuti bénéfice may jënd nànk-nànk samay machine bopp am local bi et puis di liggéey aussi ak yeneen jeunes collaborateurs. Alors bi ma nee ba investir amaguma woon retour ci investissement 1 mois 2 mois après Covid bi ñëw donc mu doonoon lu metti ma amoon local bi nga xamante ne dafa cher pour fay ko xam nga yow ci boppam sa dundu ñi ngay liggéeyal seen dundu ak seen mu doonoon lu compliqué loo xam ne psychologiquement peut-être amoon préparation boobu xam nga rek jeune entrepreneur te mu fekkoon ma tamit ma nekkoon Casamance ma bloqué wu foofu ñu tëj frontières yi mënu ma woon jéggi Gambie pour ñëw affaire bi metti woon trop vraiment amoon envie lu dul tëj entreprise bi benn yoon xam nga mais après dama toog ma xalaat ma ne nit ku nekk rek di nga am jaar-jaar bu metti di nga dem metti donc depuis lors maa ngi tenir xam nga donc du Covid bi mooy tax ma arrêté soit ma changer stratégie wala ma xool nu may def pour adapter wu ak contexte bi donc stratégie d'adaptation boobu moom moo ma permettre ma mun a tenir voilà bi ma nekkee Casamance li ndaw lu ma fa jotoon yoon ma créé benn boutique rien que pour ma mun a adapté wu parce que je me disais les 6 ou 8 mois yu may def foofu xëy na ci boutique bi mun naa ci am dara su ma ñëwee ma compenser ci location bi ak yooyu pour maintenir donc c'est ce que j'ai fait et je m'en suis sortie. jàmbaaru jigéen ñi nag duñu jeex la preuve semaine bu jot ñu gis ci kenn ci sa rubrique. kii Coro du ñu xaar ba benn jour muy 8 mars ñuy sargal ay jigéen pour man bu ma sañoon chaque jour dañuy sargal jigéen waaye comme chaque jour bi day xaw a metti ñu def ko benn yoon ci semaine bi te di wax ne nag mars mi ngi ñëw bi nga xamante ni dañ ko jagleel jigéen ñi waaye damay dellu si naamee mun a jiite bi nga xamante ni femme la boo xamante ni femme forte la ba pare mu nekk ndaw jóge ko si région bi nga xam ne mooy Ziguinchor Sédhiou bi spécifique mu ñëw fii ni Dakar nekk université dund université loo xamante ni dafa metti torop te bi mu fa génnee demul rek toog ne ok dund naa fii metti na dama jóge ci région damay delluwaat wala ma bàyyi dem defi leneen bi mu jógee ci université bi ak li mu fa jot a dund mu daal di dem bokk ci benn association boo xamante ne dañuy daal di jàppalewaat ñi nga xam ne ñoo nekk université ci seen li nga xam ne mooy logement ak ci li nga xam ne mooy seen ticket yi pour lu ñuy lekk ak yooyu parce que moom nee na dund na ko nga jóge ko région amoo ndey amoo baay amoo kenn nga nekk foofu noonu kenn xamut nan ngay dundee foofu peut-être say waajur amuñu moyen buñ lay jàppale mais sa bourse bi nga xamante ne yow moom ngay xaar
foofu nga war a fayee sa location sa lekk te tamit xëj na say waajur lu mu tuuti yaa ngi leen si war a jàppale moom nee na mu dund loolu noonu loolu nekk benn société benn organisation boo xamante ni mu daal di ko jiite di fa def lu bare nee na nag loolu moom moo gën a nekk li nga xam ne moo positif si moom si loo xamante ne su toogee xalaataat ko xelam dafay daal di dal leneen li nga xamante ni Maimouna daf ko achieve mooy moo nekkoon the first jigéen bi nga xam ne moo nekk president of Barack Obama's yali bi mooy Young African Leadership Initiative bi nga xamante ni moo nekk fii ni Dakar bi nga xamante ni 600 members 600 est-ce que xam ne Maimouna Gueye mi nekk fii yali Maimouna ci la yeah sure ci la bokk I know yeah 600 members yi moom nag mu nekk première jigéen bi nga xamante ni moo fa nekk président boo xam ne moo jiite yali boobu noonu fii ni in Dakar mu nekk loo xamante ni moom daf ci fier coro da ngay gis ñenn ñi dañuy jóge ci seen région wala seen réew wala dara ñu ñëw ci beneen réew instead of ñu delluwaat seen réew def fa benn impact dañuy dem ba fàtte ba den moom lu mu am fii lu mu tuuti dafay delluwaat ci réewam fële ne la ci Sédhiou def li nga xamante amin dëkkam GIE mu créé fa benn GIE boo xamante ni ay xale ay jeunes filles rek ñoo fa nekk soo xoolee am na benn image sax mi ngi leen di train di leen jàngal in terms of communication di leen jàngal li nga xamante ne moom loolu la jot a jàng fii nii parce que nee na moom yaruñu ko si lu mu am rek da koy téye pour boppam moom nee na responsabilité am la pour mu delluwaat ak give back to her people man loolu bokk na ci lu gën a tax ma dem def ak moom interview ndaxte man dama bëgg nit kuy fàttaliku démb fàttaliku fi nga jógee ko te lu tuuti li nga am nga delluwaat partager ko surtout ak xale yu jigéen ñi nga xamante ni ndaxte boo xoolee li the essence of early marriage ñi nga xam dañuy teel a sëy ñi nga xamante ne lu ci ëpp si xëj na si région yooyu la ñuy bàyyee ko parce que xëj na amuñu yenn possibilité wala amuñu yenn kii yoo xamante ni nit def la ni support moom nag nee na loolu nekk na loo xamante ni daf koy daal di faral di def di nekkoon the nominated dame of the l'année 2020 moom dañ ko nominé toon mu nekk dame de l'année 2020 pour région Sédhiou basically Maimouna daal bari na yi nga xamante ni mi ngi koy def waaye tamit mu nekk jigéenu jàmbaar nekk jigéen boo xamante ni dafa xarañ lool sànq boo déggee lu muy expliqué real entrepreneur la ndaxte bi mu demee Sédhiou ñu tëj frontière mënut a ñëw mu toog fa benn 8 mois boo xamante ni lim jot am si xaalis as tuut nee na demoon na ba benn instant boo xamante ni tout à l'heure mu tëj entreprise am ndaxte Covid bi mu ñëwee ñu tëj. mais xaalis bu ndaw bi mu am dafa dem ubbi jàllo boutique. comprendre comme nga am sa entreprise am fa say employé and everything nga dem di defaat jàllo boutique ba yow loolu mu demal jural la loo xamante ni dem nga ba mun cee fayaat sa location. mooy ci période Covid bi nga continuer waaw ci période Covid bi mu dem ubbi jàllo boutique te xam nga lan moo ko lancé. réseaux sociaux Facebook. à 0 franc la commencé li nga xam ne mooy business am. loolu dafa baax. so kooku mooy Maimouna xam naa mun naa ci wax suba sax. dafa important ba nga xam ne en fait man j'aime pas trop parler de manière boo xamante ne da ngay mel ni kuy stigmatiser. mais daf ci am ñoo xamante ne. surtout bu ñu jógee ci yenn dëkk yu sori yi. c'est des gens qui sont pas nés avec des cuillères en or dans la bouche. du coup dañuy xam ne lépp lu ñu war a am ci seen life fight moo leen koy may. donc ñooñu dañuy faral di bëri jom dañuy faral di bëri lu ñuy bañ donc dañuy am fulla ak fayda bi nga xamante ne limite pour nit sax dugg leen dafay jafe ba nga xam ne fu ñu dem fulla rek lañ fay def bu ñu jógee Sédhiou ñëw Dakar dañuy xam li leen andi Dakar bu dee jàng moo jot ñu jàng bu liggéey jotee ñu liggéey bu ñu jëriñoo delluwaat seen dëkk y a des en fait dafa ci bëri nit ñoo xamante ne dañu mel noonu et puis su fekkee itam nag jigéen la dañuy gën a am fierté. so basically kooku moo nekk Maimouna man nag li ma gënoon a touche na apart from lu muy dem Sédhiou may university bi nga xamante ni nee na day gis comme ni xale yi bu ñuy def ay grève di sànni ay xeer moom comprendre na leen lu tax ñoom ñuy def loolu noonu. fak dafa metti exactly comme dafa metti foog naa rek ñi nga xam ne ñoo war a jàppale ñi nekk university tamit ñu gën a bàyyi xel gën a yokkaat seen loxo ñu jàppale ndawi university sonn nañ torop. d'accord. kii di bati de apu tey ñoo dem ci kii bati. bati bi dafa nekk nii moom kii bati apu mu ngi bati rek. kii yow looy bati ni
batteuse. laaj nga di ko travailler nii parce que nen la ak suukar dafay laaj nag nga bati ko ba nga xamante ne nii dafay weex tàll xet bi dafay deñ loolu nag moo tax ci suba ba léegi nag maa ngi bati awa boo ma jàppale woon wala Yacine sax ma jël ndax benn instant loxo bi dafay toqi waaw day toqi moo tax nag ñu ko doon bati nii rek ba nga xamante ne nii boo ko xoolee dafay compact doo xam sax ndax nen kese la ak sucre déjà nag am nañu fi nag de l'autre côté chocolat bi nga xamante ne nii dañu ko fondre au bain-marie am nañu nag quelques fruits mooy clémentine bi ma andi tey ak banane bi ak quelques biscuits pour aspect décoratif bi déjà nag commencé woon naa li nga xam ne mooy préparation bi fii nag dama jël jaune d'œuf bi laa jël ak 100 grammes de sucre moom laa jël battre ko nag ba mu am aspect bi man nag tey cuillère en bois bi laa jël mais bu fekkee yaa ngi sa kër nga am appareil bi nga xamante ne mën nga ko battre ak moom mooy gën a facile wala nga am benn fouet manuel boo xam ni nga ko jël moom tam travailler ko ak moom gis nga nii nag appareil bi jaune d'œuf ak sucre rek la ñu jël daal di koy battre nag ba nga xamante ne nii doo ci gis benn grain de sucre gis nga nii déjà battre nañ ko ba pare am nañu chocolat bi ñu def au bain-marie bain-marie nag soo ko déggee mooy da ngay jël rek li nga xamante ne nii mooy chocolat bi nga daal di koy def ci benn tupperware boo xamante benn bocal boo xamante ne nii ñeme na li nga xamante ne ni mooy xal feu nga jël benn marmite remplir ko d'eau jël sa bool daal di ko ciy teg mu commencé fondre nag bu commencé fondre nag nga jël benn cuillère à soupe de beurre daal di ko ciy rajouter soo paree nag hors du feu nga daal di jël sa benn pot de lait concentré non sucré daal di ko ciy sotti nag moo lay jox nag benn résultat bu mel ni nga am benn chocolat bu lisse du am benn grumeau suñu paree nag ñu daal di ñëw monter li nga xamante ne nag mooy suñu mousse bi nga xam ne moom lañ leen proposé tey déjà nag am nañu fi benn verrine boo xam ne commencé woon naa di ko remplir fond bi nag dama jël quelques clémentines daal di koy def ci fond bi jël yaourt nature def ci jël quelques bananes daal di koy tegaat ci kaw li des nag mooy ma ñëw mélanger li nga xamante ne nii mooy appareil bi déjà nag voilà petit bàyyeeti ma gis nga nag suñu defee nii ba pare dañuy ñëw rek daal di jël li nga xam ne mooy appareil bi daal di koy sotti nag mu fekk ji li nga xamante ne ni mooy chocolat bi voilà gis nga nii rek suñu defee nii ba pare nag mën nañu jël suñu cuillère en bois daal di koy mélanger nag bu baax ak moom gis nga nii rek ñu daal di am fi benn appareil bu homogène voilà gis nga nii tout doucement ba appareil bi ak chocolat bi daal di mélanger wu bu baax de préférence nag chocolat noir bi la ñu jël am na nag chocolat blanc bu la neexee mën nga ko jël nga remplacer ko ak chocolat noir bi yaourt bi aussi bu la neexee mën nga ko changer soit nga def chocolat blanc ak chocolat noir nga xam ne da ngay def benn jeu de couleur ci li nga xamante ne nii mooy say verre voilà gis nga nii nag moom pare na gis nga nii c'est très simple boo xoolee nag tey defuma ci sax li nga xamante ne ni mooy blanc d'œuf bi moom dama ko ber à part bàyyi ko noonu suñu paree nag mën nañu jël rek li nga xam ne mooy suñu verrine bii nag commencé woon naa di ko defar damay ñëw rek moom daal di sotti chocolat bi attention yàlla ma jël lousse bi de préférence voilà gis nga ni mën nañu ñëw rek daal di sotti fond bi parce que benn jeu de couleur laay soxla attention daal di rajouter chocolat bi voilà gis nga nag ñu def chocolat bi ba nga xamante ne nii benn rebord rek mooy def ñu daal di ñëwaat andiwaat yaourt bi nga xam dañuy am 3 couches voilà gis nga nii rek suñu defee nii ba pare mën nañu fomp li nga xamante ne nii mooy rebordu verre bi voilà gis nga nii naka ñu fomp ba mu set am nañu fii quelques clémentines yoo xam ne moom it dañu ko dagg au milieu moom laa jël rek daal di teg nii jëlaat beneen bi def nii su ma paree nag ma terminer ak li nga xamante ne nii mooy yaourt bi
voilà mën nañu rajouter tuuti quelques gouttes gis nga ni nag suñu paree bi tamit dañuy ñëwaat rek defaat ci li nga xamante ne nii mooy chocolat bi voilà nii rek mën nañu fompaat nii ba mu set am nañu fii nag quelques biscuits yi la ñuy jël rek daal di teg ni ñu jëlaat beneen attention voilà daal di teg ni am nañu fii tamit suñuy clémentine daal di teg ni pour mu gën a génne li nga xamante ne nii mooy couleur bi tamit on va faire la même chose lépp ci aspect décoratif bi lay doon bi tamit ñu daal di teg ni voilà et enfin ñu terminer ko ak benn biscuit à côté gis nga nag lii nag mu nekk benn dessert bu simple boo xamante ne nii nag dañ koy lekk nag ci bu seddee boo defee nii ba pare nag da nga koy dafay laaj nag nga def ko au frais soo ko defee au frais nag da ngay gis ni que dafay laaj nag nga def ko au frais bu ko defee nag dafay gën a neex parce que chocolat bi day gën a compact ànd ak li nga xamante ne ni mooy yaourt bi ci kanam rek Coro ma andi ko ci plateau bi ñu jàll ci li nga xamante ne ni mooy dégustation plat du jour tey bi Coro. d'accord chef So. d'accord laajoo. mi ngoog en attendant Médoune Diouf di ñu installé gan gi nga xam ne moom la ñu war a découvrir tey di King Krush ngir ñu waxtaan ak moom Ndiaye dinañu dem ci tàggat yaram mais ba tey du ma bàyyi campagne vaccination bi de. gis naa ni gars yi ñu ngi vacciné nañ professeur Seydi vacciné nañu Aïssata Tall Sall vacciné nañu Hadj Mansour Mbaye c'est-à-dire ay nit lañu yoo xamante ni tey bu ñu leen vacciné xel dal gis naa itam ci entretien bi président Macky Sall am ak waa RFI ñu koy laaj ci campagne bi ndax dina vacciné wook yooyu mu ne bien sûr mais moom moo sàkk woon transparence am ci te comme moom bokkagul ci personne cible yi naam moom mooy président de la République mais dafa am ñoo xamante ne xëy na ñoom la ñu ciblé woon waaye taxaw na xam naa ni joxe na ay directives ngir mën a jël dose du vaccin boobu xam nga ñii ñëpp ñuy vacciné man day gën a dalal sama xel surtout Hadj Mansour Mbaye. ndaxte dafa nekk kilifa bu pertinente comme niñ koy waxee boo xamante ni man de sama xel dal na instant bi. to be honest monument la. en tout cas daal ñoom ñëpp ñi di vacciné wu peut-être du ñu mën a toog naan diw vacciné wu mais dina ci am ñoo xamante ne du ñàkk ñu fàttali nit ñi ne bu yëf yi doon lore rek. comme ni ko ñu bëri di waxee ñooñu duñu joxe seen mbagg yi pour ñu leen di. ñu leen di vacciner loolu baax na. donc c'est important de savoir que. dañ ko waroon di fësal sax image appelé yi di ko wane ñu koy wane waat tey. waaw léegi nag da ngay génnee di ko jox comme ni nga ko koy defee depuis bànq yombalal ko. di ko ñu koy wane di ko fësal ndax su ko defee moom comme nii rek toujours di gën a ñaax nit ñi campagne de sensibilisation moom ñëpp la concerné. médias yi buñ ci gën a am li jéego buñ ci def it ñun tamit ku ci nekk na nga gën a sensibiliser surtout ndaw ñu gën a waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy say kilifa ak ñooñu parce que tey maa ngi dégg ci rajo bi ku ne mën a bu yëf yi disponible woon tey suba mu ànd ak njabootam jiite loolu baax na déjà man inscrire naa fi ñuy inscrire parce que am na fu ñu teg waa lien boo xamante ne pour mën a inscrire ci plateforme bi pour wax ni bëgg nga vacciné wu man déjà inscrire naa ci pour yeneen yi bu ñëwee xam naa ni moom du mën a nekk man yii Diouf Sarr laa bëgg a woo wala yéen ñi jege Diouf Sarr ngeen waxal ma ko mani damaa bëgg a vacciné wu nii ba den su fekkee ne comme lien bi nga wax noonu foofu la nit ñi di dem. dinaa la ko jox nga inscrire ndax nga vacciné awa. yeah of course mais ñi nga xamante ne mënuñu use lien wala they don't know how to link internet bi ñooñu comme nan la ñuy def moo tax ñu tas déjà vaccin yi. un peu partout ci région yëpp ku ci nekk jot sa wàll. et puis ñoom xam nga ñoom aussi ils sont tellement organisés ba nga xam ne. am nañu ay cellules ak ay comités yoo xamante ne depuis Covid bi nekk fi ñoom ñi ngi saytu di xool liggéey bi tey jii ñoom ñooñu gën a xam ñi gën a soxla vaccin yi xam nga tey gisoo li président Macky Sall wax rek doy na ci xëj na firnde pour dire moom bokkagul ci cible parce que bu ñu ko tegee ci cible rek bokku ci bokkul peut-être ci troisième âge xëj xamuñu ndax dafay dund ak pathologie parce que xamaluma ko dara may wax lu ma article 80 lay bañ pour ci gën a comme ni ñu ko defee ak ñeneen ñi rek
tamit moom tamit. moo tax dina vacciné wu. moom sax loolu la wax he has to. booy yaa ngi digle nii di naka vacciné wu. am na nu ñu koy waxee. balaa ngay ji kuy digle sangaay da ngay set. exactly comme moom mooy kilifa réew mi rek you know he should. waaye man sama xel dal na daf fact ne sama nijaay sama maam. El Hadj Mansour Mbaye dem na man am very confident vaccination bi su ñëwee I will vaccine. d'accord donc bu ñu amee wérgu yaram dinañu mën a def tàggat yaram. kese bu ñu amee wérgu yaram donc ci la ñuy doog a mën a def tàggat yaram sax d'ailleurs dafa bokk ci mesures yi nga xamante ni balaa ñoo jouer lii di waa CAF teg ko balaa ñoo jouer lii di waa Ligue des champions yeeg ci Afrique ak Europe partout compétition yi balaa moo am il faut ñu tester joueurs yi ñii nag moom waa Teungueth FC dinañ testé wu ba pare doog a dalal ñii di waa Zamalek mu nekk match bu am solo boo xamante ni deuxième sortie ñii di waa Teungueth FC bu ñi nga xam ñooy représenté Sénégal wala bokk ci club yi nga xamante ni gannaaw ay fukki at ak lu ko topp bokkuñu ci phase de groupe yi Teungueth FC ñëw premier sortie am dafa daal di ñàkk match am digganteem ak Espérance de Tunis ci semaine bi ñu génn la woon fële ci Tunisie match bi nag ci groupe bi la mu nekk groupe bu nga xamante ne groupe équipe yi nga xamante ni équipe maghrébine yi day fas yéene dajeek waa Zamalek nag ca Égypte nekk équipe boo xamante ni ràññee ko am taxawaay bu am solo ci ñii di Ligue des champions africaine bi min trophée bi min li nga xamante ni mooy compétition bi waa Teungueth FC nag fas yéene tey dalal ñii di waa Zamalek tey ci bu 16h jotee fële ci stade Lat Dior bu Thiès mu nekk match bu am solo mais surtout ñoom mobilisation beeg taxawaay bi nga xam ni gonek Teungueth yi mais surtout ñii di représenté nekk club bi nga xam ne moo représenté Sénégal ci du fa la Youssouf Dabo nekk léegi. Youssouf mooy seen coach bi man xam nga nag club bu Youssouf nekk dama koy gën a suivre. waaw actuellement mooy Youssouf dafa mën. waaw dafa mel ni moom fan sa xale yi jigéen ñi la. non man sax c'est même pas une question. sama coach la sama coach la. mais di ko souhaiter bonne chance. il est bon. Il fait des performances il avance petit à petit sans tambour ni trompette et c'est important. waaw loolu moom c'est important boo xoolee jaar-jaaram gannaaw France ak ñëwoon fi yoroon fi Guédiawaye taxawaay bi mu fi taxawoon depuis saison 2015 beeg 2016 bi gannaaw ba mu ñëw ci yeneen club yi di góorgóorlu ba ñëw yegg si Teungueth FC ak surtout parfois xelal gi muy xelal Aliou Cissé sax dañ koy woo ci équipe nationale bi mais taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom bokk na ci jeunes techniciens yi nga xamante ni suñu xel mën na dal ci moom ci taxawaayam mais en tout cas ni ñu koy sollicité ndaw ñi daal fonk nañ ko lool mais li ko waral nag mooy liggéey bu am solo bi nga xam mi ngi koy def ci Teungueth FC bi nga xamante ni aussi moo nekk moom la ñu gis ni mi ngi góorgóorlu ci club yi di taxawaay bu am solo mi nga xamante ni ku ko jiite di Babacar Ndiaye président bi nga xamante ne tam mi ngi góorgóorlu di def ay moyens ndaxte loolu dafa am solo ci communication bi ci bari na ci ay domaines yi nga xam ñu ngi ci yëngatu bu baax ngir gën a fësal sunu championnat bi te seet nañu léegi moom sunu championnat ndaw ñi gën nañ ko bëgg xam naa ne bu stade yi ubbi woon moom dinañ commencer di fees mais en tout cas di souhaiter bonne chance waa Teungueth FC tey jii ca stade Lat Dior ci bu 16h jotee ñu fas yéene dajeek ñi di waa Zamalek. ok mi ngoog donc ñi ngi xaar ba xam liy tukkee ci match boobu en tout cas ñun moom bu ñu sañoon club africain yi nga xamante ne ñoom ñoo fi wala club sénégalais yi plutôt fu ñu dem dañu fay jëlee ndam ku ñu fekk fii tamit ñu labbali la ba nga nooy après nga ñibbi. non ñi ngi góorgóorlu waaw ñi ngi góorgóorlu bu ñu demee démb rek maa ngi doon seetaan canal gars yi comme ñun ni ñuy def ci suñu seen plateau yi bi ñuy wax ci Sénégal ak qualification yu Jaraaf ci phase de groupe Coupe CAF gëj na am depuis 1983 ñeneen club sénégalais léegi ñi ngi góorgóorlu c'est à l'image de l'équipe nationale c'est bien peut-être ñoom noonu la ñuy xalaate mais surtout dañu fàtte ni base bi aussi ñun tamit léegi suñu centre yi la et puis dañuy commencer di jouer ci petite catégorie bu ñu ndaw a ndaw ñi à l'âge de 17 ans 16 17 ñuy commencer di góorgóorlu mais surtout club yi tamit gars yi ñi ngi ciy def moyens yi président yi gérer def ci moyens yi war pour ñuy gën di góorgóorlu ndaxte léegi xam ne yombatul déplacement en Afrique yeeg yooyu mais surtout di gën a góorgóorlu ci suñu championnat bi tamit di vraiment waa Ligue Pro bi fédération bi liggéey bi ñuy liggéey li ci des nag kay mooy moyens yi ñu gën a renforcer infrastructure yi su ko defee ñu gën a mën a mel ni comme ay yeneen club marocain yi club algérien yi club égyptiens yi ndaxte ñu boo demee ci seen dëkk yi muy Maroc di Égypte ñun am nañ chance dem ci dëkk yooyu noonu gis seen complexe yi club yi ñuy wax ni ay Zamalek ak ay Al Ahly ak ay Raja bu dañu faale wuñu club ñun ñi ñuy révélo ay yenn Ligue 1 yenn club Ligue 1 yi yenn club yooyu nga xamante ne ñu lim naa leen faale wuñu leen ci côté infrastructure ci côté moyen dem di recruter ay entraîneurs yu mag ñi leen indi war nañ toll foofu
ci niveau football ak fi ñu toll. et puis man comme ni ma koy waxee chaque jour li gën a tax ma bëgg sport bokk na ci mooy seul peut-être affaire boo xamante ne daf ñuy rassembler. c'est-à-dire day boole ñu bokkul parti politique. day boole ñu bokkul religion. day boole ñu bokkul dëkk te quand on se retrouve on est tellement bien ba nga xam ne on parle que sport bu surtout nag bu ay ndam di am. bu dee football bu dee basket gis nañu équipe nationale ñoom itamit ak seen qualification c'est des moments yoo xamante ne climat social bi dafay apaiser. et bu loolu amee da nga gis duñu tal sax limite politiciens yi ak seen ay xulloo ak seen ay xeex donc man loolu day gën a tax may kontaan. moo tax ñu war a investir bu baax ci sport bi. ndaxte ñoom bu sportif yi di yëf yi di dox xoolal rek. bugguma tooñ fii boo fi nekkoon di waxu sport yooyu ñëppay seetaan même média yi. sport boo quand il s'agit de sport ñëppay toog di seetaan. ñun ñu def ñuy jaral ñuy dem di xool yeneen télévision yeeg yooyu chaque ngoon wala bëgg nañ ko certes mais ñi mel ni ñun bari nañ même bu fekkee ñi ngi ci yeneen domaine góorgóorlu ci domaine sport bi baax na ci doro moo tax investir def ci les moyens pour ñu gën a góorgóorlu. mi ngoog Ndiaye. bonne chance la ñuy wax waa Teungueth ci FC ci kanam tuuti ca Thiès la ñu nar a daje ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Zamalek di ñaan nag suñu borom may leen ndam ñoom club bu dëkkub Maam Kumba Bang boobule ci diggante bi gan gi daal dina teew King Kheuch la tudd wax naa leen ko moom sénégalais la bu nekk fële ca biti réew di yëngu nag ci wàllu musique nekk à cheval entre Europe ak Sénégal ñu ngi lay nuyu dina dalal ci plateau Yeewu Leen. waaw salaamaaleykum Thioro maa ngi leen nuyu waa plateau bi yëpp. waaw di nuyu sama famille sama waa koñ ak Père Ablaye ak Tassofi depuis Allemagne waaw di leen bëggee quoi. d'accord King Kheuch yow woykat nga mais sénégalais yi xamaguñ la de. waaw parce que c'est normal parce que de un toogu ma fi lu bëri. de deux mais yàgg naa kii ci musique bi mais jëlewuma ko woon à fond quoi mais maa ngi koy door a jël à fond nii. moo tax dama ñëw pour burle game bi quoi. burle game bi da ngay rap quoi. waaw damay rap mais yaa ngi fi fekk xale yu wex. si ay dib ay ngaaka ay Akhlou Brick ay. vraiment xale yu mën daal. waaw déggoo ma ne moo tax damay burle game bi quoi. loolooy burle game bi. yow xam nga xale yi est-ce que ñoom Samba Peuzzi yow xam nga xale yi nga fekk si fii. ñooñu yàgg nañ xamante depuis lors quoi. instant bi rek maa ngi joob ak ay gars yu mag si ñi nga tudd ñoon instant bi ñu ngi dóor ay featuring yu nice xam naa peu de temps rek di nga ko gis ci. d'accord jot nga def benn son ñaata son nga defagum pour le moment ak ñaata nga ci clip xam naa ne Apulaay dina ma préparer léegi sa benn vidéo. en fait def naa son yu bëri mais yu si bëri génnagul nag quoi. mais ay featuring laa ëpp yu may def nag quoi. ay featuring mais instant bi nag def naa ma xool ay 3 vidéos. bii nii ak bi ma mujjee def nii récemment quoi. d'accord donc Apou est-ce que mën nañu xool vidéo bi nga xamante ne moom la ñu amagum ci King Kheuch ngir sénégalais yi gën a mën a découvrir waykat bi nga xamante ne comme je l'ai dit tantôt mi ngi nekk à cheval entre Europe ak Sénégal. Welcome to Africa. Peace, love and harmony. Real. I have a dream. I love you, Mama Africa. Je suis moi de peau, mais pas dans mon cœur. Everybody move, this is Africa. Je suis moi de peau, mais pas dans mon cœur. Put your hands up, welcome to Africa. My nigga, this is Africa. Welcome to Africa. Yes, that's right. Everybody wanna go to Senegal, Niger, Côte d'Ivoire, South Africa, Togo, Benin, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Burundi, Mali, Tunisie. Je vous invite, venez tous chez moi. Ne sois pas moufé comme chez toi. Pareil pour le Maroc, l'Algérie, l'Éthiopie. Mais bon, si tu le sens pas, eh ben tant pis. Je veux faire du safari dans la brousse, voir les animaux de l'Afrique. Ndax ma gën a xam valeur dëkk bi. Fi nga dëkk laa bokk naan bokk dëkk. Gëmal sa bopp te xam fi nga bokk. Kenn bu ma tax a booleeg say mbokk. Je suis moi de peau, mais pas dans mon cœur. Everybody move, this is Africa. Je suis moi de peau, mais pas dans mon cœur. Put your hands up, welcome to Africa. Je veux aller partout dans le monde, voir tous mes frères africains et découvrir la beauté africaine. Comme d'habitude, elles sont toutes belles. Soo xamatul fa nga jëm del fa nga jóge woon moo gën a wóor ci li ma foog ndax Afrique sow jant lañu am nañu booloo nekk benn rek am ndam. Oh Africa, Afrique, notre Afrique qu'on t'aime, united under the yen. Nañu booloo rek
mi ngoog King Krush la bi tam featuring la woon. waaw bi featuring la ak benn gel bu ñuy wax Sandra dëkk sama saay tamit. bi ñu xamante sax yàggul. mais j'ai vu qu'elle chantait très bien donc dañ ma ko présenté en fait ma def ak moom duo bi quoi. nga def ak moom duo bi. tout comme wax nga ko sànq yaa ngi préparé yeneen ci ay duo ku mel ni yow ak Akhlou Brick. ak yeneen. waaw maa ngi waaj benn single ak Akhlou Brick. notamment ñu ngi koy waaj ñu ngi ci tournage bi sax xam naa d'ici peu de temps di ngeen ci jot incha allah quoi. d'accord wax nga ko Europe nga nekkoon fi mu nekk nii pratiquement da nga ñëw pour yëngal game bi comme ni nga ko waxee mais naka nga ci nar a demee parce que quand même il faut aussi le dire du doon déjà lu yomb pour koo xamante ne Sénégal xamuñu ko bu baax mais également da nga fi fekk ay xale yu am talent. waaw loolu moom dëgg la quoi soo gisee ma ne Bourlé Game xam nga du lu yomb doo ñëw rek ak say idée nii rek Bourlé da ngay liggéey ba pare pour nga door a prouver quoi te xam naa ni instant bi liggéey naa quoi preuve yi ñoo ci des rek instant bi nii quoi mais du loo xam ne pour nga jël place day jël temps quoi parce que instant bi nii am naa ci benn expérience boo xam ne waaw wóolu naa ko te su ma ko exploiter rek dina dem incha allah. d'accord yow yaay produire sa bopp wala da nga maison de production comment ça se passe. non en fait maa ngi sama son yu bëri daanaka yëpp sax Bril moo ko produire parce que moom yàgg nañoo job quoi. yàgg nañoo job man ak moom mais sama featuring bi ma dóor ak waa Akhlou Brick ñoom ñoo ko produire quoi. waa Akhlou Brick ñoom ñoo ko produire. waaw ñoom ñoo ko produire seen bopp. ba xam nga ni Sénégal affaire yi tar na de surtout ak Covid bi nii koppar yi affaire yi du yomb vidéo yi wala préparé wu nga ci éventualité yooyu. waaw. instant bi moom Covid bi moom même du Sénégal kese même Europe tamit mooy loolu quoi des fois sax gars yi ay télétravail la ñuy def wala ñu wàññi xam nga travail jusqu'à peu de temps mais instant bi moom waaw financièrement am na luñ jot a yor rek quoi loo xam ne dinañu mën a tax ñu mën a burle quoi dem ci kanam. d'accord Awa. da nga ñibbisi pour toog fi totally o da ngay delluwaat wala comme how long nga fi toog su fekkee. non en fait pas toog fi quoi man damay ñëw pour toog fi ba déjà su may ñëw moom du mu jënd sax billet aller-retour damay ñëw jënd benn billet toog ba gis ne job bi dëgër na ma dem am lu ma coaché ñëwaat vite fait noonu laa yàgg a def quoi damay dem mosuma def sax plus de 3 mois Europe damay def 1 mois ñëw 2 mois ñëwaat ñibbaat nekkaat si noonu la demee quoi. d'accord Yacine. dama ko bëggoon laaj ndax lii moom ngay exercer bitim réew. da ngay woy artiste nga foofu. waaw artiste la foofu damay jouer foofu ay concert ay contrat yu mag. ak samay père yu nekk foofu ay Allemagne Belgique France mais depuis presque 1 an joué tout quoi parce que Covid bi nii dañu arrêté programme yu bëri mais à part ça damay am si job yu ndaw yu ma nekk à part kii bi quoi. donc yow foofu nga am public en fait Europe xam nañ la bu baax. waaw Europe non en fait. est-ce que doo téye micro bi nag ci digg bi tubaab bi en fait tubaab bi. rappeur la nag. soo nekkee foofu beneen xeetu musique ngay incarner foofu ak langage bi tamit. mais heureusement maa ngi wax anglais ak làkk yu bëri ay espagnol ay français quoi. mais fii nii comme gars yi liñ laaj fii rek olof bi rap bi ni mu fa demee quoi. d'accord donc bi ngoog King Krush nekk à cheval entre Europe ak Sénégal instant bi daal li gën a ñor mooy ñu xaar sa featuring ak ki nga xam ne ñoom ak waa Akhlou Brick après xëy na mën nañu xaar ay album ak yeneen balaa ngaa ñibbi. waaw en fait je dirais li ngeen gën a xaar mooy ay featuring quoi. ay featuring waaw featuring yi nag da nga koy def rek sànni doo ko def ci album wala. waaw après album lay doon mais pour mu nekk album foog nga am lu mat ay 10 mais man sama premier album je dirais que ni featuring laa koy def quoi. après nag ma lancé album solo quoi mais sama premier album loolu laa rêvé def ko quoi. but why featuring xanaa da nga jàpp ne sa fort foofu la nekk or. non nekkul foofu stratégie la. waaw sama stratégie la quoi. gis naa ne da lay permettre tamit mooy loolu sa popularité gën a gaaw xam nga surtout soo koy def ak ñoo xam ne comme ñi Coro cité léegi nii. ñoo xam ne duñu populaire déjà quoi.
d'accord. en tout cas amoon nañu mbégte dalal la ci plateau Yeewu Leen du ñàkk ne bu son bi ak Akhlou Brick wala ñeneen sax génne dinañ la dalalaat ci yeneen plateau ci télévision Futurs Médias. waaw ok maa ngi leen bëggee ñëpp ak Thioro merci ci invitation bi ak toute l'équipe et la TFM aussi. waaw di nuyu sama gars yëpp sama fan sama waa Koona sama papa sama famille tout le monde qui me suit en direct quoi ak samay fans quoi bëggee naa. d'accord mi ngoog King Krush dafay desandi ak ñun en attendant ñu dem nag Apulaay très rapidement ci anniversaire yi balaa ñu leen di bàyyee ak Amina Poté ngir lii des ci Yeewu Leen bi tey dañu koy commencer ak anniversaire bu Cheikh Mbaye Borom Louga c'est de la part de Anta elle te souhaite un très bon anniversaire joyeux anniversaire à Mam Dir depuis Boune Madame Alou c'est de la part de sa sœur Ndeye Fatou Kane joyeux anniversaire également à Gueye Nioro cordonnier beaucoup de bonheur pour toi de la part de Ndiak Fadel happy birthday dafa mel ni yow kii mooy Gueye Nioro nag Apulaay happy birthday à bébé Mam Bousso dundal ba say may ji baawaan moom également on lui souhaite un très bon anniversaire happy birthday à Mohamed John de la part de son papa Alassane John depuis la cité ouvrière Thiès bébé Mohamed sa papa mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér anniversaire bi ci topp nag sama rakk la Mariette Ndiaye doomu bébé Bass donc maman papa bébé Mohamed tout le monde te souhaite un très bon anniversaire c'est également de ma part c'est de la part de Tata Wantis et toute la famille Bass depuis Anne et un peu partout à travers le monde ñëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér on t'aime très fort maman bind na message bu gudd mais sache qu'on peut pas wax lépp sache juste qu'on t'aime et qu'on te souhaite un très bon anniversaire ma puce et joyeux anniversaire également à Siré Sané c'est de la part de Awa Diédhiou joyeux anniversaire à Mam Borso Dem c'est de la part de toute la famille depuis Fass Mbao ñi xamoo leen ñaay Fass Mbao ma foog ne yow la rek happy birthday à Marie-Odile Faye c'est de la part de Eva et toute la team Dubaï et Congo joyeux anniversaire à toi Seydou Ndanane de la part de ton grand frère joyeux anniversaire à Cher Sow depuis Nouakchott en Mauritanie c'est de la part de toute sa famille en Mauritanie et au Sénégal joyeux anniversaire kooku yaa ko xam joyeux anniversaire à Yacine Ndiaye Mansour depuis Cambérène de la part de sa maman et de toute la famille ak yow papaam ak man papaam maa koy ñaanal gudd fan ak wér Yacine yàlla nga defal ko jàmm dooli ko sutura xéewal may ko gudd fan bàyyi ko ci kanamu njabootam ba ca kanam joyeux anniversaire mi ngo donc happy birthday à toi Yacine joyeux anniversaire à Nabou et Elena on souhaite également un bon anniversaire à Maïmouna Aïdara c'est de la part de Fatou Kiné Ndour moo lay ñaanal gudd fan ak wér happy birthday Maktar Sall de la part de Sophie et toute la famille Sall Sophie yow la kii Thioro mu nekk benn frère ci man baax bëgg ma disponible lu ma soxla rek su ma ko woowee da ciy taxaw maa ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire yàlla may la soxna bu baax a baax ci lu gën a gaaw incha allah Thioro. ok noonu rafet na tamit et on finit avec l'anniversaire de Rama Yad Rama Omar Cheva nag moo fi woote di la ñaanal gudd fan ak wér li Omar wax yëpp tamit mënuñu koo wax mais ñi ngi lay ñaanal ñun ñëpp gudd fan ak wér di la ñaanal un très bon anniversaire donc lii mooy anniversaire yi nga xamante ni moom la ñu fi amoon tey en tout cas on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les natifs de ce jour di leen ñaanal gudd fan ak wér ngeen enjoy ba mu neex comme on dit ndax anniversaire moom dafa neex te benn yoon la ci at mi ñu profité ci nag daal de laal li il est 11h13. xanaa rek tàggatoo Awa. waaw acca ok Thioro di la wax thank you it was well presented congratulations it's the first time ñu toog nga present so it's very good di jox gars yi dig daje tomorrow on seetu bi waaye Saturday on weekend start di wax rek Monday I mean Tuesday ma ñëwaat ak beneen femme incha allah
tabarakallahu waaye di remercier Human Hair by Amif and Spa si karaw bi ni amin perruque du perruque greffage tissage la ñuy wax right exactly si tissage bi I love it mu ngeen ko woo si 77 633 50 94 may remercier Lalia Jemme xaritu Mado sama xarit si dàll yi nga xamante ni valise la ma yónnee thank you so much waaye di remercier waa Sen Gold Bilal bu baax a baax si bijoux yi thank you. D'accord merci à toi Awa et puis à demain comme ni nga ko waxee ci yeewu leen Mamadou yow ba ci kanam tuuti. waaw ci kanam man tout à l'heure rek ñu ñëw. seetu bi waaw seetu bi ci kanam tuuti heure bu baax bi waaw ci kanam à partir de 13h30 bu journal bi jeexee ñu man ak mairie ñëw tey la mardi. D'accord. Inchallah. Yak Mairie. Yacine très jolie comme tous les matins. Merci à toi et à mardi. Merci à toi ma puce tey Abuja laa dem niru ma nigérienne yooyu noonu. femme yi suñu tey nigérienne yi. ay Yacine bu mënoon nag di jóg di dox ba ngeen koy xool. nii di ngeen xool xale bu jonga ma nag. kër la nekk nii. moo génn donc tey laa jóg. ma jóg waaw ma jóg de. Petit Ndoye arrêté la. ay yow waa région ngi yuxu. appelaay dina fat sama nopp yow. yaa ngi jógal bëggal téléspectateurs yi tuuti. waaw yaa non c'est que modèle bi aussi création soleil couture daf koy jël. lii rafet na nag de yaa gis nga. oh lii man xëy na tissu la. non xoolal tissu bu bees tàq xoolal génn sur le marché donc Khalil Textile moo fi jaar moom su amee nouveauté yu bees tàq daf may woo donc suñu bëggee original illusion cachemire laa ko tuddee donc ñu mën ko jot au 77 523 91 75 muy tissu bu bees tàq ça te donne l'illusion cachemire macha allah ñu mën ko fekk Touba Sandaga ma jël ci doré beeg noir bi ni aligné ko mais ça a été mise en sa sañse bi meilleur. noonu la ko tuddee naa ko kon coupe bijou ku ci bëgg rek coupe bijou ngay wax fële nag mise en valeur par mon tailleur attitré Soleil Couture ñu mën ko jot au 77 595 35 58 77 595 35 58 moo ma habillé woon aussi noir bu semaine dernière dama juumoon ci numéro bi Soleil Couture vraiment tailleur talent tey su ma wàccoon Abuja moom damay bokk. dangay bokk moom Sénégal bi ak gouverneur bi ñoo lay ñoo koy recevoir. ak the shoes man actually. ok shoes ami dégg naa moo ngi kii yëngal réew mi nag. laaw la cat. dama bëgg xale yi. voilà daal yi c'est Mamboy di jeune bu am talent nekk aussi Touba Sandaga léegi dama gis ne dañuy on est vraiment local maanaam dem nañ indi mais ñoo ngi sol daal que ce soit les tenues et tout donc ñu mën ko fekk fële ci Touba Sandaga rez-de-chaussée daal yi dafa mel ne man lañ ko doon defal nag coro donc vraiment machallah il fut un plaisir de partager félicitations pour la présentation machallah yal na ci yeneen waaw Yacine nag xam nga mooy yaay Mamadou Ndiaye si moom ma ci yaay la bokk ndey bi waaw yaay ñetteelu ndey nga d'habitude day am premier day deuxième ndey man maa nangu nekk ñetteel bi machallah kon baax na mi ngi noonu ma doo daal xam naa ni mooy premier de first Mama Lova donc di wax rek ce fut un plaisir kan mooy ñetteelu papa bi Apulaay ay yow apu mi Amina Poté nee na tolloo ni nit waaye lu nit ñi def sa loxo gi ci Sophie merci à demain inchallah. d'accord Thioro merci à demain inchallah ci kanam tuuti rek ñu daal di déguster plat bi nga xamante ne ni moom la ñu leen présenté tey may remercier rek bu baax madame Yatta Say comme d'habitude. waaw baax na ba mu sotti. et toute sa famille Thioro liñ ci xamul na combat bi dafa am ñu ci yokku famille am ñëpp takku ba dëgër rek jub si Sophie rek ne duñu ma bàyyi waaye di ngeen xam ne man ngeen ko sekkal dara du doy inchallah. mi ngoog ça fait un plaisir Bijou Ndiaye maa ngi lay coucou j'espère que téye naa sa bébé bi bu baax géré naa sa njaboot gi waa Awa Gaye nee na namm na la bu baax a baax a baax donc sûrement dinañ ko retrouver demain baat bi moo xaw a dee xam nga yaayu njaboot topp poñeer yi bopp topp lépp
ne mu dem fa dina lu ne. mu dem fa lu ne lay daw ndax pouponnière yi donc yal na ko suñu borom yombalal yéen ñi nga xamante ni itamit yéen a ciy jàpp saa su ne comme niñ koy waxee ngeen gën ci jàpp ngir ñu matal 6 millions yi mën a dem ci 6 pouponnières jàppale xale yi ngir ñu mën a ñoom itamit gën a retrouver seen bopp ci société bi. Ce fut un plaisir présenter leen yeewu leen bu tay bi di gërëm bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci jàpp boobu ak léegi Apulaay moo nekkoon ci réalisation bi toog merci Petit Pata merci beaucoup Medoune Diouf merci gërëm bu baax Bouba Ndour mi nga xamante ne mooy chapeauté émission bi gërëm encore une fois comme fan yëpp d'ailleurs ni ma koy defee nen netaal pour ma tenue un grand merci à tout le monde et puis à demain inchallah pour beneen yeewu leen Amina Poté mooy ñëw léegi wéyal les programmes bi ak yeewu leen plus jaa ngeen jëf